Càmbar si diine sur ITV. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala almabuusi rahmatan lil alamin muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen baalu àq di leen baal àq di leen massawu coono di leen jox seen wàccuwaay fu ngeen mën a nekk ci àddina bi wërngal këpp di topp seen émission càmbar ci diine wala sax dama naan di topp programme yi nga xam ni yëpp ñu ngi koy feeñal ci ITV i rajo ci chaîne YouTube bi ci page officielle réseau social bi ci ITV ak bépp jumtukaay boo xam ne rek E-Media Invest daf koy jëfandikoo ngir di jox doomu aadama yi ay programme yu am solo donc c'est ici sur ITV ici et ailleurs où que vous soyez, paix sur vous. mu mel ni ñu ngi ndokkeel umma bi yëpp jullit yëpp rawatina ñi ñu gën a jege nekk suñuy mbokk suñuy dëkkandoor muy jullit ñu nekkal fii ci Sénégal di leen ndokkeel ci at bu bees bi ñu dugg te muy 1443 ci atum gàddaay gi di leen ci ndokkeel di leen ci baalu àq leen baal àq di ñaan sunu borom subhanahu wa taala defal ñu at bu bees bi mu nekk atum tawfiq rawatina mu fànqal ñu feebar bi di Covid 19 waaye itam di ko ñaan mu may ñu nawet bu naat bu ànd ak gàncax bu am solo récolte yu am solo ak gën jaa néew ay inondation ndax inondation yi moom daanaka suñu jëf la parce que ñun ñoo aménagé wul dëkk bi ci anam boo xam ne dana mën a àttan taw moo tax bu tawee tuuti sax inondation yi commencé du fekk taw bee bari waaye li ñu aménagé réew mi moo jaarul yoon waaye yàlla nañu suñu borom jéggal suñuy tolof-tolof ak suñuy manqué may ñu nawet bu naat bu ko defee di nuyu tamit ñu nekk ci xarala bi Ramatoulaye Diop Sall Massamba Boub ak jeune caméraman technicien équipe bi nga xam ni yëpp équipe technique bi nga xam ni ci seen farlu ak seen Pastef ngeen di mën a jot ci émission yëpp rawatina émission bi di càmbar ci diine. ban tomb lañ tànn pour waxtaan ci ak yéen ci càmbaru tey bi mi ngi noonu ñu affiché ko à l'écran la femme le charlatan et le fétichiste muy thème bu xaw a diis ak tegaloo bi mais daf ko laaj parce que lu ci nekk am na lu ko lëkkaleeg moroomam la femme kon jigéen la ñu bëgg a waxtaane mbiram lan moo ko lëkkalee ak charlatan mooy tappalekat boobu nga xam ni danaan am na lu mu xam am na lu mu mën te fekk dara du ci dëgg xam nga kooku atteem bokkul sax ak ki nga xam ni am na xam-xamu seytaane di am lu mu ciy def moo tax ma tuddee ko charlatan dugalaale ko ci biir kooku moom benn tappalekat la rek bu neex deret boo xam ni ku deful ndànk mu nax la lekk sa alal wala am lu mu def ak yow keneen ki mooy le fétichiste kooku nag kooku moom day am ay xar fuufaam day am ay mbir yu muy jëflanteeg jinne yeeg yooyu dégg nga di am yu muy sampak yu mu lay naan loog nangam ak nangam kon dañu bëgg a waxtaanee loolu te lu tax parce que temps yi am na benn événement bu triste bu am ñun ñëpp ñu suivre ko ci presse bi mooy ndaw soosu ñuy wax Lobé Ndiaye yal na ko yàlla yërëm xare ko aljanna ndeysaan mu demoon seeti benn gisaanekat njabarkat kooku am fu mu jaar ak moom ba mu mujj cee faatu nekk lu triste trop surtout que ndaw soo dañu nekk jàmbaar la woon doon liggéey ci affaire mécanicien nga xam ni góor ñi lañ koy gën a xamee jël tamit alal dem ci waa ji ba loolu fekk ko ci xam nga loolu triste na ma ne na nañ ci def waxtaan gën ko yaatal pour ñu sensibiliser sénégalais yi ak sénégalaises yi ci wàll boobu mais rawatina waxtaan bi ñu jagleel ko jigéen parce que jigéen moo demoon foofu ba loolu dal ko fa mais ñun xam nañu ne jigéen ñu bari dañuy yittewoo yooyu dañuy jëfandikoo yu mel noonu dañuy dem ci ñooñu kon nag loolu la ñuy leen indil comme thème comme tombe waxtaan bi ma nar ko séq ak mën naa wax ñett lay doon ñaar ñi teew nañ keneen ki dinañ dégg baatam kenn ki kan la honneur aux femmes d'abord femme la ñuy waxtaanee ba pare cër bi l'islam jox jigéen tax ma tàmbali ci Fatima Ba nga xam ni soxna su jàmbaar la ci wàllu gëstu ci l'islam jàng ak di animer ay émission religieuse ñu koy invité tam ci plateau yu bëree bëri
man sax daf ma yéem trop man oustaz mbiru Fatima Ba parce que xoolal xale la mais kii xoolal am na borom kër macha allah am na doom ba ma ci mujjee xamal ay doom mi ngi département arabe elle parle français arabe anglais bi presque wóor na ma ni tamit mi ngi koy mos mi ngi wax tamit alpulaar làkkam di wax it wolof di dem ci plateau yi mais oustaz wax dëgg yàlla li ñuy wax ci tubaab qu'est-ce qu'on peut demander de plus à une jeune femme musulmane yàlla bu ko cat dugal amiin yaa rabbal alamin wax dëgg yàlla jàmbar la trop donc Fatima Ba mu ñëw aussi en tant que jigéen ak expérience su jigéenam moom tam day waxtaan ak jigéen ñi gën ñu jàppale ci ñu gën a mën a càmbar dégg nga mbir mi ba xam jigéen ñi nan la ñuy dundee mbir mi ak ban message ngeen leen mën a indil Fatima Ba maa ngi lay gërëm di kontaan sa teew beneen invité bi kan la Oustaz Assane Seck du fi gan Oustaz Assane Seck ba ma xamante ni moom yàgg na ci daawa l'islam mu nekk ku ci jàmbaare lool doon encadré ñun ba ñu nekkee jeunes élèves étudiants yëpp fu mu gis ay jeunes musulmans dama doon gis ne day sawar a teew foofu moom Oustaz Assane Seck mi ngi ci loolu ba tey nekk tam animateur d'émission daara ji ak yeneen plateau yu bëri tam xam nañ ko ci man discours am daf ma neex trop dama gis ne discours am daal exemple la ci juste milieu ci wasatiya boobu ñu nga xam ne wax ko yomb na mais wax discours bu tolloog loolu yombul te borom mi defal na ko ci tawfiq Oustaz Assane Seck tam ma lay gërëm di la sant ci li nga teew ci émission bi su ko defee beneen invité bi ma doon wax nga xam ni invisible mais dinañ dégg baatam docteur Sanogo nga xam ni c'est un psychologue et en même temps sociologue juriste sax aussi en même temps donc waa ju polyvalent mënul woon teew ndax nekkul Dakar mais jot naa ko laaj ay laaj yoo xam ni jox naa ko techniciens yi mu ngi ci ay audio dinañ ko dugal ci biir waxtaan bi kon loolu lañ doon bëgg a ubbee waxtaan bi ma bàyyi Fatima Ba mu nuyoo su paree ma jox Oustaz Assane Seck mu nuyoo ñu dem ci xarale bi ñëwaat nag dugg ci biir waxtaan bi Fatima Ba bismillah bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala ashraf alambiyaai walmursalin sayidina wa xabibina muhammad ibnu abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin Imam Kanté ñu ngi lay fay nuyoo bi di la nuyoo bu gën a tedd di asalaamaaleykum wa kazalika Oustaz Seck ñu ngi lay nuyu di la ziyaara bu baax a baax may nuyu di ziyaara aussi mbokk yi nga xamante ne ñu ngi jàkkaarloog ITV di ñu seetaan partout dans le monde particulièrement sama mbokk yi nekk Mauritanie ñoom di ñuy seetaan ITV bu baax a baax maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di nuyu sama papa Abouba ak ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi fa rek ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax ak waa kër gi may nuyu aussi surtout waa Géejuwaay sama papa Alhaji Ka maa ngi koy ziyaara ak sama yaabooy yaa Mariama Ka ak waa kër gi yëpp famille bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara sëriñ bi ñu ngi koy ziyaara bu baax a baax di am mbégte kontaante bu baax teewaat fii ci émission bi nga xamante ni mooy càmbar ci diine mu am solo trop mais surtout di ko sikk ak yow Imam Kanté ak oustaz bu tedd bi macha allah am nañ ci mbégte bu baax a baax tabarakallah Fatima bu ñu déggee ñi nga tudd rek ñu xam ne sa entourage déjà sa entourage familial déjà jàppale nañ la bu baax ci sa wàllu diine ak li ngay tund loolu daf ci am solo avantage da bu am solo quand même comme li ngay wax ba ci Mauritanie nii man fële ma dëkk ne am na benn wàll boo xam ne ay étudiants ñoo fa dëkk am na ñett wala ñeenti étudiantes yoo xam ne ay Mauritaniens lañ nekk fii ISM di def seen master seen papa seet si woon leen nag moom moo ma xàmmee fekk may dugg si gis mu ne c'est pas Imam Kanté ma ne ko oui mu ne ma moi je viens de la Mauritanie ça les deux sont mes filles les deux autres c'est leurs cousines et cetera mais ñun dañuy suivre sa émission bi régulièrement dañ koy suivre bu baax a baax ma ne ko ah bon noonu ma ne ko gis nga moo tax kon nañuy rafetal rek te di même wax loo sax xam en Turquie aussi am na ku ma ko waxoon ñu ngi koy seetaan surtout may nuyu aussi Zeynab Thiam dañ koy seetaan à chaque fois tabarakallah Oustaz Assane ma bàyyi la nga nuyu waaw aouzu billahi min ashaytan rajim bismillahi rahmani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk yi seetaan suñu émission bi di seetaan chaîne bi ñu ngi jaajëfal tamit d'abord balaa ñuy tàmbali suñu soppee suñu xarit xàmmee bi du tey depuis université la wëllëru googu moo continuer tey damay wax ni nit ñi bu ñu ko gisee mu toog du ñu xam fan la jógee dañ jékki-jékki dafa fël la mais am na jaar-jaar yu am solo ñu tamit ñu ngi ko ci encouragé ndax discours boobu ma adressé moom laa fekk ci moom moo tax ñu mënoon nekk sinon rek kon bu ñu wutoon gisin lu yàgg rek mën naa am yii duñ ci mën a dajawaat di nuyu ñëpp comme ni ñu ko waxee di jàpp ne incha allah plateau bi xam-xam dina fi feeñ dina ñu jëriñu incha allah
thème bi dafa ñëw ci jamonoom Sénégalais yi di ko dund africains yi di ko dund lu ñu war a wax la thème yi lu ñu warul bàyyi di ko wax la parce que dafa aju ci destin wu peuple yu bëri concerné seen pas-pas concerné seen vie conjugale nga xam ne tout le temps mën ñu ko moytu te dafa mel ni dafa laaj ñu orienté leen ci. kon incha allah ñu. tabarakallah barakallahu fikum mi ngi noonu kon la femme le charlatan et le fétichiste mooy seen thème tey ñu dellu ci xarala bi dellu ci Rama ci Massamba ci techniciens yi ñëwaat ci biir waxtaan bi dugg nag di ko càmbar bu baax a baax. gaaral bi. alhamdulillahi rabbil alamin kon thème baa ngi noonu ma wax leen sànq ne fi mu jógee mooy cet événement malheureux mooy que ni bu fekkee sax dañu ne nit ki dañ koo gaañ wala dañoo jël alalam loolu sax ci boppam déjà fitna la coono la ah rawatina nag bu ci bakkan rotee bu fekkee loolu jarul waxtaan kon man gisatuma lu jar waxtaan oustaz parce que dama yaakaar ni muccal bakkan foog naa ci lislaam am na atte bu am solo du dëgg xifzu nafs ci charia ni ngeen ko xamee ci maqasidu charia kon yaakaar naa jàpp ne lu mel noonu benn fait divers la ñi ko tuddee fait divers sama mbokk man du ma journaliste animateur la mais sama yenn mbokk journaliste yi nekk ci média yi ñoom peut-être ñooy tuddee yooyu fait divers mais ci l'islam du fait divers parce que benn bakkan bu rot la ndaw soosu am na ay magam ay rakkam ay baayam ay waajuram mën na am sax amoon na borom kër amoon na doom et cetera nekkoon ay projet yu mu tegoon kon faat bakkan mais loolu lépp la àndal daal loolu lépp la àndal comme ni ngeen ko xamee ba alquran jox ko sax atte ku faat benn bakkan mel na ni wa ka'annama qatala an-nas jami'an crime contre l'humanité kon loolu alquran tëral na ko nga xam ne kon bakkan du lu ñuy fooye te fan yi dañ koy fooye bu baax ci réew mi ci àdduna bi yëpp rawatina Sénégal dafa mel ni léegi dañ ko bëgg a fooye chaque semaine nga dégg ñu ne rey nañ kii jam nañ kii mu dee et cetera kon nag ñu jël thème boobu pour waxtaanee causes yi pour bañ a des ci constat yi rek gis nga li ñu defati gis nga li mu def mais lan mooy cause yi asbaab yi lan la pour jéem koo saafara ci loolu kon la ñuy njëkk a tàmbalee waxtaanee mbiru gisaane ak mbiru njabar nga dugal ci ay luxus ak loolu yëpp noonu lu tax nit bëgg ko di ko dundee di ko jëfandikoo est-ce que tam africain yi rek ñoo ko doon def wala doomu aadama moo am yëg-yëg yu mel noonu foofu laay njëkk a joxe kàddu suñu invité absent du plateau muy docteur Sanogo mu am lu ma ko njëkk a laaj ñu dugal boobu audio après dugg ci biir waxtaan bi. Ousmane Kanté maa ngi lay nuyu di nuyu aussi ñu nga bokkal sa plateau également di nuyu sa téléspectateur ak sa téléspectatrice yi nga xam ne nii ñooy faral di teewlu sa émission bu am solo boobu ñuy tuddee càmbar ci diine man nag maa ngi tudd docteur Abdou Khadre Sanogo. Je suis certifié en psychologie ba pare nekk aussi koo xam ne ni docteur la en sociologie mais également ci beneen fànn aussi je suis maître S en sciences politiques et juridiques mais ci li waral laaj bi ak teewlu bi moom foog naa ni ci samay qualificatifu psychologie wala sociologie aussi ci laay waxee par rapport ak laaj bi ngeen xam ne nii yéen a ma ko laaj li ma mun wax ci sa laaj bu njëkk mooy effectivement xam nga nit yàlla daf ko sàkk aussi ci mu am taxawaay boo xam ne nii daf ko am ci li ñuy wax croyance te munoo wax ni rek africains yi ñoo am ay croyance donc li ñuy wax njabar sëriñtu xëy na ak benn mot bu gën a poussé tubaab di ko wax fétichisme ñu koy wax xërëm mais évidemment que juddoowul rek ci biir Afrique même ci soo amee un peu teewlu ci réew yi nga xam ne nii sax dañ faa yónni ay yónnent li ñuy wax amoon na ay pratiques yu ñu fa fekkoon qu'on appelle des pratiques païennes ok donc xam naa ni réewum arab yi bii ñuy wax ni nga xam ni islam fa la wàcc sax gisoon nañu ni effectivement amoon na ay xërëm yu ñu doon jaamu amoon na ay njabarkat yu fa nekkoon soo demee ci civilisation grecque da ngay gis lu ñu doon wax ay boule cristal di gis lu ñuy wax ay cartes donc yooyu yëpp nit ñi dañ ko doon def surtout aussi ci civilisation grecque ba léegi da ngay dégg lu ñu doon wax ay oracle
maanaam ay xeetu seetkat wala tanikat yoo xam ne nii dañ doon wax loo xam ne nii ñëwagul. donc loolu ci société yi dafa nekk ci loo xam ne daf leen di mottali pour li nga xam ne dañuy wax ay question existentielle loo xam ne nii sa nekk-nekk su demee ba indil la ay jiixi jaaxa te sa xel dalul te yow amoo ndëgër laay ci biir diine faaw nga ubbeeku dem ci mbir noonu mbir yu mel noonu. africain yi nag waaw xam naa ni xëy na seen bos da cee gën a fës parce que ñoom en vérité li ñuy wax njabar ak gisaane ak ay mbir yooyu noonu dafa nekk ce qu'on appelle des savoirs endogènes. ñoom dañ koo jël def ko ay jumtuwaay yoo xam ne nii à l'époque mënoon na leen permettre ñu koy def di aar seen tool di ñaan yàlla peut-être ay taw di def de telle sorte que aar seen njaboot aar seen mais quoi qu'on puisse dire doon ñu ko woon utiliser ci ay fins yoo xam ne nii véritablement c'était pour des fins de destruction humaine. ci lu ëpp dañ ko doon def genre sorte d'outil wala mécanisme yoo xam ne nii ngànnaay la woon pour aar leen mais pas pour éliminer ay adversaires pas pour dégg nga def ay am ay posture wala ay attitudes yoo xam ne nii xëy na dafa nekk ay attitudes yoo xam ne nii mën na indi ay jafe-jafe ci seen nekkin ak ay nit véritablement. donc ñoom suñ ko daan def rek dañ ko doon def ci sansu lii kat xam-xam bu ma yàlla enfin je peux même dire mun naa génne turu yàlla foofu xam-xam bu ma am la mais ma war koo jëfandikoo pour ñàkk sama bopp wala pour aar sama bopp. mais nag dañ cee am ñoom wax dëgg yàlla taxawaay boo xam ne nii dañ koo def muy lekk def ko muy naan def ko muy lépp. donc xam nga sànq nee naa ci yeneen réew yi dañ ko doon mottali ko mais africains yi li tax ñu gën ci fes nag ñoom vraiment ci siècle yi bi muy évoluer dañu gis ni ñoom njibar dañ ko boole ci seen quotidien seet dañ ko boole ci seen quotidien. donc xëy na sax nga gis ci koo xam ne nii même bu ko yaayam tegee ci nekkee mu nekk ci ëmb balaa muy judd sax il faut ñu dem seeti ne doom ji ma ëmb nii lan lay def lan lay kii ainsi de suite. or xam-xam yooyu ma la doon wax ak seet yooyu bu njëkkaat dañ ko doon def juste pour ne par exemple dinaa def benn xam-xam boo xam ne dinaa aar jigéen ju wérul dinaa ci mën a mocc dinaa ci mën faj. médecine traditionnelle sax dañ ko doon utiliser ci genre yëf yu mel noonu mais malheureusement africains yi ñoom dañ cee voilà seen bos da cee gën a fis gën a jéggi dayoo mais kenn amul droit wu wax ni seetlu njibar ak seet dafa nekk affaire boo xam ne Afrique rek la am mais seen bos daf cee gën a jéggi dayoo. tabarakallah kon ñu remercier bu baax docteur Sanogo foog naa indi na lu am solo. mu ne ma vraiment bëggoon naa fekkee plateau bi parce que dama ciy gëstu mais nag nekkuma Dakar ma ne ko waa kon nag nga yónnee rek ay quelques commentaires par audio ñu dugal ko ci biir émission bi di ko remercier bu baax a baax docteur Sanogo gis nga li mu indi pour wane ni affaire njabar ak gisaane maanaam lu lëmbale àdduna bi yëpp la société yëpp la ma sa am kon waruñu mën a di xeeb africains yi genre di leen tuddee daal ay nitu njabarkat ak gisaane mais peuple yëpp ñoo ko def xëy na évolution yi moo wute maanaam ay peuple yoo xam ni ba fa diine duggee rawatina l'islam xëy na ñu gën cee génn set wecc te africains yi ba tey suñ jëlee Sénégal mel na ni ba tey ñoom mbir mi xaw na des tey nañ l'islam fii te itam mbiru njabar ak gisaane loolu dinañ ko gën a xóotal ci biir waxtaan bi su ko defee justement Fatima Ba sama laaj bu njëkk foofu la jëm mooy yaakaar naa ni mën nañu teqale diggante gisaane tàppale xam nga mooy li gën a yomb mais gisaane ak njabar parce que dama yaakaar ne gisaane moom ay mbir la lu nar a xew ëllëg nga ne xam nga kooku mel noonu wala ngay prétendre que ni xam nga ko par contre njabar dafa mel ne moom loolu jëm na ci mën a yàqal nit wala sax yàq nit def ko loo xam ni voilà moo tax ma bëggoon est-ce que loolu man ni ma ko teqalee noonu lan la ci charia indi ci l'islam lan mooy àttee mbiru gisaane ak mbiru njabar. waaw imaam li nga wax noonu la te nekk na thème bu am solo torop macha allah ndaxte sonal na nit ñi surtout jigéen ñi comme ni nga ko waxee. te nekk na ñaari mbir yoo xamante ne dafa xaw a nuru mais bokkul arab sax parfois dañuy wax ni shay'aani mutaraadifayn nga xamante ne mooy alkahaana wal arraaf lii nga xamante ne mooy gisaane ak lii nga xamante ne moom mooy njabar.
te ñaar yi nekk loo xamante ne daal mun nañ ne sorewuñu lool. ndax ki nga xamante ne moom mooy njabar en général mooy ki nga xamante ne day yàqal nit ki. ñi nga xamante ne dañuy def ay liggéey yu bon surtout di déddale wala di rey wala di yóbbu nit jël nit ki ci sagoom ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay arraaf di ay gisaan di wax ne dañuy gis lu ñëwagul te mu nekk loo xamante ne lu doy waar ñaar yëpp ñëw ci xadis benn bi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne man ataa arraafan fa sa'alahu an shay'in fa saddaqahu lam taqbala lahu salaata 40 laylatan aw 40 yawman ñaari riwaay yëpp ñëw na beneen bi tamit dafa wax ne man ataa kahaanan fa saddaqahu bi ma yaqul faqad kafara bi ma unzila ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam donc mu nekk ñaari yëpp mu indi ñaari moo yëpp fii mu nekk mu wax arraaf fee mu nekk kaaxan léegi boo xoolee fu mu waxee arraaf mooy ki nga xamante ne dafa dem si seetkat mu kooku seetal ko mu gëm li nga xamante ne kooku lu mu wax dëgg la kooku yàlla du ko nangul julli ñeent fukki bis wala ñeent fukki guddi am na si sax borom xam-xam yi ñuy wax ne dafa am beneen riwaaya bu ñëw dafa wax ne ñeent fukk rek mu taxaw te ñeent fukk boobu mun na nekk sax ñeent fukki semaine kenn xamul ñeent fukk lan la donc day yàqal jullit bi lu bëree si diineem boo xoolee njabar suñ société yi dafa yàq lu bëri balaa ñuy ñëw sax ci côté yi nga xamante ne mun naa ne loolu garaawul trop lu gën a garaaw mooy dina ñëw ci jeexit yi conséquences yi mais léegi eggali déjà ci àtte bi damay bañ mu rëcc ma waaw déjà xam nga indi nga àtte ki nga xam ni dafa dem ci seetkat bi damay seetlu maanaam dañ koy bëgg a bañ a garaawal parce que boo dégloo nit ñi te dana ñëwaat après ci jigéen ñi dama demoon seetlu rek demuma pour yàqal kenn dara wala sama mbir laa seetlu ji voilà dama ñaan des fois ñu utiliser damay ñaanlu te yow dafa mel ni da nga ni kon seetlu boobu ci boppam rek déjà mën na tax ñu bañ a nangu sa julli ci ñeent fukki fan wala guddi wala sax ñeent fukki lu ëpp loolu déjà loolu foog naa du lu woyof daal léegi nag kon loolu mooy déjà ku dem seetlu ji kon léegi beneen atte bi ñëw ci aussi beneen atte bi tamit mooy man ataa kahaanan fa saddaquhu bi ma yaqul faqad kafara bi ma unzila ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ci xadis boobu képp koo xamante ne dem na si njabarkat mu gëm ko kooku weddi na ci li nga xamante ne moom la ñu wàcce si yonent bi donc weddi na l'islam ça veut dire laqad kafar kooku weddi na donc ñu gis ne automatiquement yow da ngay nekk yéeféer wala da ngay génn si l'islam kon yow nekkatoo jullit mu nekk loo xamante ne lu yàqu bu rëy la si pas-pasu doomi aadama bi wala pas-pasu jullit bi donc li nga xamante ne moom mooy njabar dem ci rek dafa garaaw waxuma la nag nga def ci yeneen parce que boo fa demee moo lay yóbbu ci nga dugg si yeneeni erreur yoo xamante ni moo gën a garaaw ñu gis ne ñaari différence yi bareewut ñaari bareewut parce que lii seetkat en général mooy yóbbu si njabarkat parce que yaa ngi wax sànq damay dem pour seetlu ji mais en général sax da ngay gis koo xam ne daf lay wax ne damay dem pour ñaan lu ji te ñaan aussi mu nekk beneen aspect boo xamante ne dañ ko war a xam wala damay dem pour ñu listixaaral ma léegi imam côté boobu boo xoolee boo defee tuuti analyse rek dafay nekk ay jeu de mots yoo xamante ne dañ koy utiliser pour ñu mun a daganal li ñuy def en général ndaxte boo waxee ñaan yàlla moo sant nañ ko ñaan qul ud'uuni astajib lakum wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani yàlla moo santaane nañu ñaan te mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ la laajee ne leen man damaa jege nañ ma ñaan ma may leen donc nga gis ñuy utiliser moo baatu ñaan yooyu noonu pour dem ci li nga xamante ne islam da koo tere beneen bi mooy da ngay gis koo xamante ne day joxe ay justification yoo xamante ne mun naa ne munoon na ñàkk am na ñoo xam ne dañ lay wax ne boo bëriwul ñu bëri daan sa kaw utiliser yenn mooy wala damay dem pour aar sama bopp defuma kenn lu bon donc loolu yëpp ay jeu de mots yoo xamante ne wala yoon yoo xamante ne ñu ngi ciy bëgg jaar pour atteindre loo xamante ne xam am na si koo xam day xam ne carrément donc lii dañ ma koo tere mais dafay am fu mu koy jaarale foo xamante ne lu juste la wala listixaara bi nga wax sànq xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi dañoo wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu doon jàngal ni ñuy defee listixaara comme ni ñuy jàngale benn saar ci alquranul karim donc listixaar dafa nekk lu am solo surtout si dundu jullit bi mais nag est-ce que listixaar boobu lañ ñu santoon
donc dafa am différence bu rëy mais dañuy utiliser yenn mots yi nga xamante ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo santaane wala yàlla si boppam santaane ko ñu fay jaar pour mun a dem ci li nga xamante ne dañ koo tere. kon ay jeu de mots moo fi nekk. di istixaara di ñaanlu di damay aar sa bopp wala yu mel noonu te lépp am na ci alquran Yonent bi santaane na ko mais naka lañ koy defee loolu mooy. question bu ñu war a poser. tabarakallah kon tam te ngeen tegal ma seen baram foofu parce que am na foo xam ni dinaa indi boobu question mooy justement bu fekkee ni da nga bëgg a wax jigéenu jullit yi particulièrement mais tam sax ak góoru jullit yi bàyyi leen ci lii ngeen di dem ndax ya ngeen fay wut wala li ngeen ragal mu dal leen léegi nga indi leen tam l'islam lu ñuy wax alternative badil boo xam ni dinañ ci mën a jàpp te doyloo ko kon loolu question boobu aussi dinañ ci ñëw mais am na solo loolu ñu tàmbalee loolu n'est-ce pas ci taarif bi xamle charia lu mu tuddee gisaane ay njëbar ak yëpp nii ba pare indi itam àtte nga indi ci ñaari xadis au moins yoo xam ne loolu rek waroon na doy pour ñu xam ne mbir mi du lu woyof Oustaz Assane Seck déglu nga Fatima Ba léegi lan nga bëgg a yokk ak ci say commentaire ci wàllu àtte charia ci loolu ak ni nga xamee Sénégal ni mu tëddee ak sunu njaboot yeeg sunu am di jàmm yeeg sunu dëkkandoor yi ni ñuy duggee ci yooyu ak niñ koy layele léegi yow tam lan ngay ubbee waxtaan bi ci wàllu boobu. waaw jërëjëf may remercier d'abord Fatima parce que damay sawar lool ma gis leen ci plateau yi faut pas ñu toog. ñu toog mel ni ñu xaw a ragal génnee li ñu yor. parce que tamit wal mu'minuuna wal mu'minaat ba'duhum awliyaa'u ba'd. ya'muruuna bil ma'ruuf wa yanhawna 'anil munkar loolu mooy règle bi. yàlla moo bëgg ñun ñu allié. góor a jigéen digle lu baax tere lu bon sinon ñu toog croiser les bras gars yi ne ci terrain bi lëmbee ko yàq lépp former seen i jigéen ñoom ñu nekk ci terrain bi waaw ñun ñu toog naan c'est ça parce que jarul kaas xam naa li nga bëgg wax naa sànq Malick Ben Nabi day wax ne au lieu que bu courant coupé wala bu lëndëmee ngay kaas lëndëm bi taalal sondeel taalal sondeel moo gën ngay coow fii lëndëm na taalal sondeel maanaam lii bon na génnal wax gars yi ne lii baaxul voilà kon su ko defee ñu gërëm ko d'abord ci thème bi nii maa lay tooñ sama xalaat xaw ma kan moo choisir terme bi pourquoi ñu lëkkale jigéen ak xërëm toujours quoi loolu c'est Fatima war ngeen ci xool. ñu suñu technicien war nañ ko pourquoi la femme. pourquoi waxuñu te góor ñi dañu dem encore ñu ciblé jigéen ñi. voilà loolu. xam naa leen ciblé ci thème mu ngoog te sax li nga ratéo parce que ñoo ëpp tànk foofu. baal ma sax même yàlla gis nga bu muy wax ci alquraan karim surtout Nuur bu muy wax ci zina kan la njëkkee az-zaaniyatu wa zaani bu muy dem ci saariq as-saariq wa saariqa donc en général ku gën a bëri lu muy def mbir en général moom lañ fay gën a fës effectivement parce que xëy na am na justification pourquoi les femmes toujours parce que seen position toujours dañuy mel ni dañu xaw a faible dañu xaw a ragal bëgguñu bokk wala il faut ñu wuti doole la preuve nekk femme bi nga xam ne rey nañ ko li ñu jot ci information mooy yoroon na teraangaam muy dem yóbbu na ay millions dégg naa sama juumul lan la doon defee exact est-ce que dès que mu commencé liggéey da toll foofu nga baal ma mais dañu ne dafa bëggoon tàmbali benn projet bu am solo benn magasin la doon ubbi ci ñaanlu pour ñu defal ko ci ay ñaanlu gis nga ñaanlu gis nga moom ci turu ñaanlu la fa demee man ñaan yaa nga buntu këram ca loxo yaayam yëgul allahu akbar mu génn dem ndeysaan parce que loolu dina ci ñëw kon ci alternative bi voilà yaa ngi wuti loo xam ne voilà il faut ñu leeral leen mais ñun oustaz itam est-ce que wax nañ nit ñi tamit li leen jege ak li ñu war a jëfandikoo voilà c'est ça parce que tamit parce que nit ñi encore dañu lay yóbbu ci détail yoo xam ne jógal ci sa bopp jógal ci sa bopp balaa ñuy jóg voilà c'est ça jógal dañuy bàyyi ba nga sotti ñu ne la jógal ci sa bopp avant ngay sotti ba nga sotti nit ñi léegi dañu iñaan voilà cat dana la dugg ak làmmiñ nit ñi temps yow rek la ñuy wax mais c'est ça waaw bu ko defee nga tiit effectivement tiit ci nit la bokk tiit ci nit la bokk effectivement te loolu damay wax xam na par connaissance laay waxee ci biir armée bi ci biir musiciens yi biir techniciens yi rédaction yi ku nekk secteur échappé wu non dañuy xeex biir service sax dañuy xeex kon loolu phénomène la boo xam ne ni ko Sànn ko waxee ñu koy remercier parce que phénomène la boo xam ne ñun dañ ko def ndox ak naan lekk ak naan moo tax ñun ñu gën ñu cee ciblé wala gën jàpp ne Afrique la mais Inde ñoo gën a garaaw fétiche égyptiens yi li ñu ci yor kenn xamu ñaata la mais nee na yoruñu kon pour éliminer nit loolu da jar a bàyyi xel la fii boo waxtaan sëriñ bi tudd da lay menacé suñu sëriñ dañu daan wax benn sëriñ doon waxtaan ak taalibe mu ne ko soo moytu dama lay soppi golo quoi taalibe ne ko non yàlla daf la andi pour nga def ma nit su ma defee golo ban sens la am ndeysaan def ma nit loo ko def golo réponse bi rafet menace yooyu parce que xam-xam à la fin boo ko yoree nga bëgg ci jël pouvoir bi yëpp sax yàlla da lay nattu parce que xam-xam bu ñuul la
man voilà naa ci moom la ñuy wax la magie noire. xam naa ci dara parce que man ki ma jàngal Saalum la jóge ci frontière Gambie ga li mu yoroon ci xam-xam boobu dafa pare ne li may jëlee Saalum jàngalu ma ko kenn am na loo xam ne ba tey kenn xamu ko te dem naa ci bagage am ba gis fa affaire garaaw yoo xam ne dama naan toujours bu ma toppoon loolu kon kenn du ma gis ci télé yi ñii dañu may ràng mais nekk loolu lu ma intéressé te mosuma ko jàngal mais am na ko comme gànnaay mais mosuma gis mu lor ci nit am na ñaan yoo xam ne sax dañu la ko jox nga dem tefesu géej pour bëgg a éliminer benn waay wala dara dal ko tefesu géej nga koy defee yooyu yëpp mu ngi fi kon jaru woon doguma la mais pour neexal waxtaan bi rek xoromal ko noonu mais man mii benn oustaz bu ma dëkkaloon suñu koñ mu ne ma naa ko wutal benn téere mu ne ma dafa jafee loolu te man téere bi man xam naa ni am na fu yomb fu ñu ko mën a amee ma dem fa jënd ko indil ko mu ñëw sama kër fëgg ma ñu toog mu ne ma man gor laa ku ma defal lu baax dama lay fay ma ne ko waaw fay ma mooy nga ñaanal ma rek te yaa ngi may ñaanal saa yu ñu dajee et cetera mu ne ma non da nga may wax fi mu nekk nii lan nga gën a yittewoo ci sa soxla ma duggal la listixaara réglé la ko xoolal loolu après man tam mooy li nga wax ndox lañ ko def pour moom loolu c'est normal chaque jour parce que da koy jëfandikoo ay weexal la lay wax ba man ne ko nag man loolu du ma jëfandikoo yu mel noonu boo ma def lay ñaar rek baax na pour mu ne ma yow daal sa mbir doy na waar mu ngoog parce que tamit xam-xam da nga koy xam dafa am ñaari parti bu weex ak bu ñuul am na booy xam bu ñuul dañu daan Ali ibn Abi Talib daan wax ne ilmu shay'in afdalu min jahli xam dara moo gën nga réere ko mais utiliser ko nag ban moment la dafa am benn ku ñëwoon ci benn góor yàlla mu ne ko dafa am turu yàlla bu ñu tuddee ismullaahil azam dégg naa ku luñ ci ñaan mu nangu donc bëgg nga jox ma ko góor gi ne ko condition bi mooy nga nekk fii ci man di ma defal benn service mu ne ko lan la mu ne ko da ngay wër dëkk bi chaque matin ba ngoon loo gis nettali ma boo gisoon ginaar yu xeex sax nettali ma waa ji ne loolu la mu ne ko waaw waaye day xëy wër dëkk bi ñëw bu ñëwee nettali góor gi li mu gis lépp benn jour mu génn xaw a sori bis benn góor boo xam ne dafa yor ay matt la jële ko ci forêt bi ñu koy nangu ci moom te da ci doon daan dooleem xëy na pour yóbbu ci njabootam góor gaa ngi sol yëre yi tëréem macha allah gaa ñi wër ko nangu yëfi ci moom am ñuy ñaan ñiy bañ waaye yaa ngi fekk action bi bi mu ñëwee retourné ci sëriñ bi mu ne ko li ma gis tey dafa yéeme mu nettali ko séquence mu ne ko damaa mer moment yooyu ba bu ma yoroon tur boobu ma lay laaj damay ñaan sax gaa yi dee sëriñ bi ne ko yow mérité woo jox tur bi boo ko yoree tukki la àdduna dafa am ñoo xam ne yëf yi da leen di dépassé parce que gis nga xam-xam boo ko yoree da nga war a dal waroo def bêtise ak sa xam-xam góor gi ne ko du ma la ko jox parce que bu ma la ko joxee nga tukki la àdduna góor góoru ngay jàpp ne moom dañ ko toroxal mu ngi koy yor ne miig noppi su ko neexoon kenn du ko gis kon jàngal na ko ne du loo yor wane ko du loo yor jaay doole ci Jeux olympiques yi maa ngi jël benn information dafa am ku mbéj benn fas ñu éliminé ko Jeux olympiques yi passé fas la mbéj ñoom duñu fooy ñu éliminé ko moment que nag ñuy rey nit di ko faat nit ñi di seetaanaat jaarale ko njëwer kon xam nga ban àdduna lañu nekk la ñuy laajte fii dañuy paasal avion yi xaj safurla dañuy paasal xaj yi avion toppatoo fas yi nit ñu koy rey ni li waa ji waxoon wa qatlu insaanin bari wa qatlu insaanin bariin masalatun fihi nazr wa qatlu xayawaanin jarimatun qatlu xayawaanin jarimatun laa tuxtafar ngeen baal ma dama fàtte poésie bi poète bi ko wax ak poésie bi dafa ne rey nit nee na problème bu ñu mën a càmbale yóbbu tribunal lijjante ko waa ji tey na ko tey ko mën nañ ko régler mais rey xaj crime la bu ñu dul baale foofu lañ toll tey ci monde boobu moo tax nga gis ku ñu daggate nit ñi mel ni dara xewul ñu def ko fait divers te rey bakken xam nga ni mu foore ci yàlla kon su ko defee phénomène bi lan moo ko waral mooy nit su ñëwee ci gën a leeral li Fatima doon wax nit dafa yàgg di wër lu mu jàpp ne yàlla la mu jaawale kook yàlla ba def loolu yàlla mu koy def loo bétis yi loolu nit dafa judd maam nit boo gisee maam Ibrahima juddu di dem ci bidéew yi di ko xool ba jàpp ne mooy yàlla bidéew ba dem mu jékki-jékki gis weer mu jékki-jékki gis jant yooyu dem bu ko yàlla seetaanoon day jàpp ne weer yi mooy yàlla jant bi mooy yàlla mais yàlla da ko assister expérience yooyu mu réussir ko génn kon loolu du yàlla kon nit ñi ñooy dox ba am na ñu fi jaamu bidéew def ko yàlla bu xam-xamu bidéew boobu yonent bi daf ñu ci wax dara képp ku niitoo xam-xamu bidéew yooyu yokku nga dara ci njaber kon kaahin ak arraaf li leen boole mooy sixr moo leen boole bu xaaba la ak kuy seet seen liggéey njaber la tudd
takaahun xam li nga ñuy ko jëfandikoo nag nekk lu mën a wuute. Voilà. mën nañ xool ci ndox. voilà wala ci biddéew dañoo wuute wala sa kawar. voilà wala des fois ñu indil ma nangam. Voilà. pour ñu mën cee xool. voilà wala sax sa tur waajur wala sa tur ak yooyu. wala sax si suuf. wala sax ci suuf voilà. waaw ci suuf ak am na pettaaw yooyu am voilà. na ñu ko adressé sax yonent Yàlla Daawuda ba tax ñu ngi nettali yonent bi nee na kan moo leen wax ne rëdd yooyu mooy exact yu Daawuda ya il faut ngeen rassurer ne yu Daawuda ya la voilà il faut mu leer ya Daawuda doon rëddee est-ce que rassurer ngeen mooy seen bos waaw li ñuy wax xaatimu Daawuda waaw xaatimu Daawuda yooyu kon loolu nan leer ne moom la parce que ku taxaw ne yor naa xaatimu Souleymane xaatimu Daawuda te leeru la loolu mooy coow li ñaareel ba tamit est-ce que am nga ragalu yàlla Souleymane ba xaatim ya nga koy def ca lam ko doon def ci lu yàlla gërëm. kon foofu la coow li nekk moo tax faaw ñu xool seet yooyu ñuy seet est-ce que dëppoo naag diine wala déet xam nga leen nit ñëw ne ma dama bëgg benn soxna dem naa ñu defal ma istixaara nee nañu jubawuñu dama ko njëkk a laaj ban istixaara la defal d'abord ndax yonent bi da ko santaane wala santaane parce que ku nekk tamit yonent bi dafa yàlla dafa dara man ashraka ma taraktu wa shirka yàlla dafa maandu boo yaakaaree leneen sama place ma bàyyi la ak loolu ku wee di nga laaj sama mbokku lébi yi xam nañ ci dara kon soo xoolee suma côté xam naa ne yooyu bëri woon na ci amoon naa maam boo xam ne imam xam-xam ban la amoon xam nañ ko baax ki may wax da ngay ñëw nga nekk en état jigéen sa rëdd loxo yi lay xool rëdd yi mu wax la doom bi nga am mën a góor la jigéen waaw mais mosuñu ko gis mu utiliser loolu contre nit wala bokk voilà wala mu xool la rek buddi la garab ñoo jox la ko kon yooyu xam-xam loolu nit ñi jël ko di ko aaroo mais pas di ko attaquer doomu aadama yi loolu nag mu bokk tey ci suñu quotidien suñu dund quotidiennement mooy njabar dafa bokk ci naanu sénégalais yi ak seen dund da ngay nekk DG ma jox la ci exemple bàyyi da nga ko ne par exemple xoolal da ngay dox ci mbedd mi gis nee ni ñu toj da ngay mujj jéggi pour bañ a yàq sa yére ak yooyu ci croisement yi ñu lay nettali ci koñ bi nit ñëw di sangu xaaju guddi dung ngeen baal ma ci sele bu yoon waaw ci croisement yi xoolal ba xale yi yuuxu ko mu dugg ci otoom daw dëgg la oui dëgg la man fii si koñ bi fii nii dégg naa ci sax ak benn histoire lu tax croisement ba tamit xoolal fi tali yi dajee loolu tamit am na ay mbir yu ci ne Oustaz Alioune Sall mu ngi ci jox benn xissa dama reenaa sorop bu ma ko déggee mu ne dafa génnoon suba teel di dem di jënd ndékki jàdd koñ gi rek fekk foofu noonu xoolal jël dafa dem doon jënd juróom-ñaari nen la fa fekk ñu teg ko mu ne waaw mu ne mu jël ne mu ne man de dama doon jënd ndékki fekk fii nen mu buubu yëpp yóbbu ko këram mu egg baxal ko omelette ko très bien omelette ko bu baax mu ne da koo baxal mu ne lépp la baxal loolu la ma ne xoolal loolu rek mu ne xoolal nen nu mel nga teg ko si yoon lan la mën a njëriñ te nen pour mu njëriñ dara il faut ñu toj ko en détail voilà donc man souvent dama ciy xalaat yi saa ma ne nen bu ko nit tojee c'est que dafa am ku mu bëgg a yàqal projet parce que nen projet la effectivement nen suñ ko bàyyee ganaar gi boof ko te am lu muy joxe pour man soo ko tojee am na loo ci def pour bëgg a yàqal kenn dara dëgg la sinon ma jox la yeneen exemple mooy xam nga wax naa la mbedd mi nii rek wax la tamit yu bëri keroog benn waaye dafa dem ci aéroport bi bees bi fekk fa benn xaj boo xam ne pendant 3 jours ñu ngi ko takk foofu noonu moom mu yërëm xaj bi ñëw tegal ko ndox ak yu mel noonu tekki xaj bi gis gàllaaj bu ñu ñaw ci baat bi xaw ma kenn xamul léegi benn waaye ne ko non dañ ko saraxe foofu kii la njabar la waaw moom moo libéré xaj bi sunu jàkk fii léeg-léeg nit ñëw indi fa lu bizarre ba ci fan yi jigéen ñëw na fa gaari otoom indi benn xar bu weex tàll ne da koy jox noddkat bi lu tax noddkat bi ak beneen bu ñuul béy bu ñuul noddkat bi mooma ni jël na xar bu weex bi yónnee ko këram ci suba sa xar bi faatu ma ne ko baax na rek yaa yónnee loolu sa njaboot ni mu imaam yaa ngi may tiital ma ne ko waaw del jël rek waaw bu ñuul bi daf ko jox keneen ku doon yelwaan ku nekk ci biti gis nga loolu fi ñuy liggéeyee bërëb bi ñuy liggéeyee yëpp tous les jours ñun imaam yi da ngay dégg nit ñi di ñu woo dama ñëw sama bureau fekk fa benn gàllaaj dama kii fii nii nga gis jigéen góor naan sama njegenaay nangam est-ce que du soxna fekk fa def mais loolu dafa lëmbali dëkk bi c'est au quotidien comme ni ko docteur Sane ko waxee c'est ça léegi kon foofu dafa ancré wu suñu bopp bee da ngay jàng bi am lijaasa nekk DG benn société sa mbokk yi naan demal sangu ji def la pression ba ngay jàng ba nga am say diplôme kan moo la jàppale woon du yàlla sa xam-xam ngay wóolu moo tax ñun wóolatuñ suñu xam-xam suñu pexe la ñuy demee léegi quand mu ngi toog sur place il faut ma éliminer ko dootu fi defete émission kii daf ma gën a xarañ ci caméra ki gën ma xarañ ci xalima su may bind information faaw ma éliminer ko kii baatam dafa neex faaw ma téye baat bi
nit ñi dañu am jotu li waa ji wax ne àdduna daa gàtt ay jour ba nga xam ne boo ciy boolee problème nga gën ko gàttal ku nekk nga dem sa programme moo tax ñu bàyyi xel bu baax ne loolu dafa ancré suñu bopp te mu ñuy yàqal lu bëri day andi nooneel d'abord day andi tiitaange day andi sous développement yooyu xëy na ci effet yi la dinañ ci ñëw ci yeneen laaj yi mais fi may tëjee pour delloo kàddu gi rek mooy ñu bàyyi xel ne doomu aadama dafa yàgg di wër yàlla jaawale yàlla ak leneen moo andi njaber ci kaw suuf nit ñi jaamu nañ fi bidéew jaamu fi ndox jaamu fi safara jaamu fi naq ba tey am na ñu continuer di ko jaamu yooyu nag dañuy jàpp ne loolu moo leen mën a jox li ñu bëgg yaa ngi comprendre fii en Afrique gis ngeen li fi xew façon sarax bu nekk boo demee tey am ñoo xam ne ci cimetière yi dañoo soxla bàmmeelu dof parce que liggéey bi bàmmeelu dof la laaj am koo xam ne bàmmeelu xale la soxla am na koo xam ne bàmmeelu koo xam ne màgget la am na 40 ans jëm kaw c'est pour éliminer quelqu'un wala nu ñu koy waxee li ñuy lëmas néew bi voilà loolu rek la ci soxla wala mu jër ci càngaay li loo xam ne bu la ko defee dalay yoomloo nga nekk góor et cetera wala jël ci cëru kii faatu pour def la loolu yooyu soo ko seetloo mooy tax nga dégg tey jàpp ni di cimetière voilà xale puune yooyu albinos yi ñuy wax voilà yooyu nag dama ne li ci garaaw àtte bi mooy Quran danaan wa yawma yaqulu naadu shurakaay ya yàlla moo ci génn day bàyyi gars yi def bi am résultat léeg-léeg nag ñu jaalee kanti non moo naa de am na résultat du problème est-ce que li nga def baax na voilà d'accord maanaam dinaa sotti garab gi soow ba ma am résultat c'est pas parce que dafa baax yàlla dafa ne boo bokkaale moom ma bàyyi loolu ak yow mais yow mal xam soo ñëwee dama naan damal wooye li nga doon bokkaale mu sauvé la nga xool kon problème boobu ni ñuy bokkaale xool suba ñu woo ñu doon bokkaale kenn du wuyu fa naadawhum fa lam yastajibu lahum Quran la ko wax dañuy woote kenn du wuyu kuy ñeme wuyu kenn wuyu ana ñuy doon ñooy kilifa yi ñooy bokkaale yàlla rek ay taxaw kon foofu àtte bi mooy njabar bu Omar ibn Khattab dundoon tey gaa ñu bëri mu yónnee leen li nga gis ci plateau yi yëpp parce que fii dafa jax léegi te xaalis lay génnee Omar bu doon dund da lay yónnee lànk wala mu tàqali sa bopp ak sa yaram loolu da lay wan ne njabar àtteem mooy rey àtteem mooy rey njabar àtteem mooy rey ci charia kon loolu ñu bàyyi ko xel tabarakallah am na solo Fatima Ba nga gis ne kon mbiru njabar bi mbiru gisaane bi ak lépp lu ci aju xam nga mbiru seytaane day tasaaroo voilà mais léegi lan mooy jeexital yi justement ñu ngi ko doon waxtaanee léegi lan mooy nekk conséquences yi maanaam déjà nañ commencé déjà sax ci kii njibar kii njibar ak kii gisaane kooku déjà am na xaal bu mu toll am na lu mu gëm am lu mu xam kooku déjà lan mooy àtteem deuxième chose oustaz Assane junj na ko mais mën nga ciy def commentaire aussi mooy mën na joxe lu ñu tuddee ay résultats maanaam kooku am lu mu la wax nga gis ko wala mu defal la dara ba loolu yàqal kenn dara bu ko defee na nga ne kon gis nga kon am nga résultat kooku mooy deuxième bi beneen bi nag ñu ñëw aussi maintenant ki nga xam ne mi ngi dem di jëfandikoo yooyu kooku tam ci ban xaal la toll en tant que jullit lan moo vide ci moom ba mu gis ne war na yittewoo loolu waaw gis nga imaam li nga wax rek léegi Aïcha radiallahu anha génnee na ci benn xadis mu ne am na ay nit yoo xamante ne dañoo ñëwoon si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu laaj ko mbiru jabarkat Yonent bi daf ko wax ne laysu bi shay ñooñu duñu dara mu loolu la tontu nit ñooñu ñu ne ko yow Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais pourtant nag ñoom parfois ñu wax ñu dara ñu gis ko de Yonent bi nag si la leen waxee ne ñoom kat dañuy jinne yi nga xamante ne ñooy yéeg si kaw asamaan di sàcc ak dégg di sàcc malaaka yi li ñuy wax yeneen yàlla buy yónni malaaka yi di leen wax jox ay mission demal ci diw diw war na am nangam wala diw war na def nangam léegi nag ñuy sàcc di dégg si loolu bu ko defee benn baat la ñuy for rek ñëw waxal ko jabarkat bi léegi kooku tamit dolli ci mi'ata kisba kooku da ci dolli téeméeru fen ci benn dëgg mu dolli ci téeméeru fen léegi nag bu fekkee ne yow ñëw nga mu waxal la benn dëgg boobu nga mu tase rek mu nekk dëgg nga ne kon kii kat aay na fekkee ne jinne yi ñooy dem dooguma la mais man ñaata jigéen laay dégg yéen tam di ngeen leen dégg ñuy wax ne kii moom kiñ ma wax fële waaw lum la wax noonu la dañ la koy wax nañ da nga koy dégg ñu koy wax jigéen ñi man gaa yàgg naa daanaka fu ñu nekk dem naa fa mais kii moom non kii moom lu mu wax dëgg la te fekk peut-être atte bi xëy na du dëgg yonent bi loolu la wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko xadis la te xadis bu wér la muttafaqun alayhi kon nag ñu gis ne njabarkat yi day fa am yi ñuy àndal
mooy jinne yi te yàlla lu mu waxoon ci alquran wa maa kafara suleymaan walakinna shayatina kafaru wa yuallimuuna annaasa sixra cheytaani yee koy def jinne yi ñooy ñëw si njabarkat yi di leen jàngal ñuy liggéey ak ñoom moo tax ñoom si seen bopp tamit dañoo weddi ndaxte dañuy utiliser loo xamante ne am na ñoo xam ne sax da ngay gis ñu naan diw alquran kese lay utiliser am na benn émission boo xamante ne ñu ngi ko doon def ñuy waxtaan ci affaire yooyu nga gis benn sëriñ dafa oote nee na def nit bu ñëwee si yow fekk nga yore alquran sax nga yore kaamil day wax non kii aayul ñoom il faut ñu gis koo xamante ne dafa yore ay béy jën ak yore ay wëñ yu xonk ak yu ñuul ak jaxasee fii mélange genre yooyu yu doy waar yu garaaw ci benn néeg bu xat bu lëndëm ñu ne kii kat aay na donc ñu gis ne dafa am problème parce que nit ñi wóolootuñu yàlla est-ce que wóolu nañ yàlla Fatima nga damay bañ mu rëcc nit ñi parce que da nga wax lu am solo foofu mooy kon kii njabar di gisaane kon moom dafay collaborer ak jinne yi absolument te da nga ne weddi na moom kon kooku jaram moytu na parce que ki weddi boo xaritoog moom di dem ci moom est-ce que loolu wóor na non parce que laa ya'lamul ghayba fekk xamoo ne dafa weddi xëy na xamoo atte sharia bi laa ya'lamul ghayba illa Allah yàlla rek moo xam lu fàddu kon bu fekkee ne nit taxaw na di la wax ne man xam naa lu fàddu te da am ku ci waxul dëgg kon yàlla moo wax ne yàlla rek moo xam lu fàddu kii taxaw mu ne la man damaa xam lu fàddu kon na nga xam ne kii taxaw di wax loolu dafa weddi na lu yàlla wax moom it nekkatul si yoon bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere nañu ñu dem si li nga xamante ne moom mooy ay njabarkat ñu gis ne attey njabarkat moom si boppam dafa nekk nit koo xamante ne dafa weddi dafa génn diine parce que ku taxaw di dox mission boo xam ne yàlla di def liggéeyu yàlla kon laay wax di def liggéeyu yàlla ndax yàlla moom mooy maye yàlla mooy xañe nga gis koo xamante ne dafa lay wax ne boo ñëwee ma yokkal la sa wërsëg wala boo ñëwee ma defal li projet yoo am ñu ngay gis ñu bëri tey même ni nga koy waxee man naa la defal lii mën naa la defal lii xam nga yaa ngi wax jigéen yi mais xoolal tey jeunesse bi ñu bëri ñu ngi jël gaal gi lan moo leen ko yóbbee da ngay dem si benn sëriñ mu ne la gis naa ne kas yoon bi taxaw na leer na boo demee da nga am nangam nga engagé donc loolu tamit bokk na ci yaa ngi doon junju sànq mais doog la encore ma wax ak jigéen ñi foofu encore toujours mooy que bëri na xale bu góor bu jël gaal gi yaayam moo jël alal dem ca njabarkat ba seet pour doomam ba pare doom ji am alal demam mu ngoog nag surtout moo taxit sànq des fois papaam bi sax du ko yëg waaw du ko yëg en général am na xale bu góor dafa dem ba pare papaam doo ko yëg ne dem na te yaay ji moo ko jàppale mu dem waaw parce que sànq imam sax mu ngi koy wax mu ne dañoo war a poser question lu sax ñu ne la femme ndaxte jigéen ñi ci ëpp en général da ngay gis benn jigéen boo xamante ne day xool naan diwkat xoolal doomam bi nu macha allah mu ngi am alal mu ngi teral ay waajuram mu ngi def lii te ngaa jug sa bopp wala ñu naan sama doom bi kat dañ koo def dara wala sama doom bi kat nangam ak nangam nga jóg naan xaaral ma sol sama dàll am na dañuy wane xaaral ma sol sama dàll jóg sama bopp wala ma jóg sama doom te mu fekkee ne yow mbir mi mu ngi la jege-jege boo xamante ne bu fekkee ne jógoon nga lii benn borom xam-xam di wax ñàkk xam suñu diine nag moo ñu yóbbee lu bare parce que état boo nekk sa dund rek am na doxalin boo xamante ni boo ko doxalee woon rek doo am problème bu fekkee ne ci musluwaay la am nañ ay musluwaay yàlla wàccee na ko ci alquran karim Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko bu fekkee ne wàllu ñaan yàlla si boppam boo ko ñaanul mu mere la dañuy wax ne nit sax booy dem si moom di ko ñaan bu yàbbee mu jépp la mais yàlla boo ko ñaanul sax si la lay jéppi kon nag te yàlla moo am lépp yàlla moo mën lépp kon nag bu fekkee ne xam nañ nan lañ ko war a defee façon bii rek nga xamante ni ñu ngi koy ñaan yàlla may ñu moo ëpp solo moo gën a baax si ñun ñu naan dañuy wut si keneen koo xamante ne amu ko parce que am na benn tata dafa wax lu am solo mu ne ma parfois nga dem si nit di mu lay ñaanlu te pourtant moo la gën a soxla ñaan muy ñaanlu si nit koo xamante moo ko gën a soxla moom boo ko gisee da nga koy yërëm bu fekkee ne xamoon na dara wala mën naa la ci nettee benn anecdote man gis naa koo xam ne dafa ñëw ci benn kër ne mooy toppatoo seen mbir di leen gasloo di leen suulloo di leen sanguloo lu ne mu dugal leen ci waa kër gi yëpp famille bi yëpp garde à vue waaw xam nga ni ma koy waxee souvent rek maanaam waa kër gi yëpp xëy na waxtu takkusaan bu la fa fekkoon xëy na kenn wala ñaar ñoo ciy julli ñeneen ñi di dugg di génn mais njabarkat bi ba mu ñëwee garde à vue lu mu wax exactement ku sëqat sax ñu ne déggoo li mu wax taxawal fii defal nii mu dugal leen ci lu ne mais kooku ci boppam après man maa dem gis ko feneen soxnaam am doom bu ndaw boo xam ni muy ñaan ñu may ko mu jëndi meew parce que soxnaam dafa feebar mënul nàmpal xale bi njabarkat boobu ci boppam ma ne wax tiens man ma dem toog kër gi di réfléchir ma ne attention kii ñëw fii ne waa kër gi mooy régler seen problème mënul régler xanaa war na yërëm jabam ci boppam ak doomam ci boppam
est-ce que nit ñi dañuy réfléchir loolu. mais nit ñi dañ naan non Sénégal dañ koy wax dañ naan non du ko mënal boppam. waaw léegi nag xam nga lan la problème bi c'est-à-dire problème gëm-gëm la. parce que am na ci benn histoire boo xamante ne ku jigéen ku nekk si sëyam xam nga jigéen ñi en général dara bu leen jaaxale rek foofu la ñuy dem. mu dellu si yaayam ne dimbali ma si ku ma daal sama sëy bi baax parce que temps yi man ak sama borom kër nii sama goro bi sonal na ma trop man daal dama bëgg daal éliminer sama goro bi ma mën a am jàmm sama sëy. mais xoolal sunuf la ko jox sunuf soo xamante ne du dara ne ko léegi xam nga nooy def boo demee da ngay fexe ngeen juboo nga nekk ak moom nekkin bu rafet comme ça bu demee ba génn àdduna duñ la soupçonné mu dem commencé di ko toggal ay ginaar ak di ko defalal ay yàpp ak di ko ci def lu nekk mu defaral ko di ko toppatoo ñu dem daal bés kanam mu gis ne amatuñu benn problème moo goro bi moom surtout doom ji tamit gis nu mu mel ak yaayam commencé bëgg ko trop toppatoo ko seen diggante daal di ne kër gi daal di neex mu delluwaat ci yaay ji ne ko man de wax dëgg yàlla li ma bëggoon bëggatuma moo am ndaxte kër gi fu mu nekk nii dafa neex trop yaay ji ne ko dafa ma joxu moo loon dara parce que affaire bi affaire psychologiquement la yow yaa dem ba foogoon dara sa ni nga waroon a taxawee woo noonu ñoom it ñu commencé di am problème seen diggante commencé am problème léegi li ma la def ni stratégie la pour delloo si la ñu xam ne rek mbir mi sorewut ñun ñoo koy wuti fu sore parce que kenn ku nekk bu defee lu la war en général dañuy wax ne jigéen yi ñoo ci gën a dem parce que kujje gi la moo leen gën a sonal da ngay gis koo xamante ne dafay wax ne non nga dem si benn sëriñ par exemple mu ne la diw de doomam bii bis bu magee dana am daraja wala nangam nga commencé di ci jóg temps yële dañoo génne tele lu triste ay xale yu ndaw ñu jël seeni yére bind ci ba mu fees dell ay saafara xaw ma fan lañ ko def si benn place ñu dem génnee ko mu nekk lu doy waar xoolal xale boo xamante ne il est innocent xamul dara nga dem di ko yàqal àddunam donc loolu yëpp façon boo xamante ne ni ñu koy xalaatee rek la bu fekkee ne ñu ngi koy doxalee ni ñu war a doxalee rek di dund suñu dund comme il le faut rek du ñu am benn problème mais dañoo wàcc yoon wi boo wàcc yoon nag il faut nga am problème te beneen bi aussi parfois imam nga gis koo xam ne day wax ne man ñaan naa ba sonn amuma li ma bëgg mais yow yàlla dafa wax ne nga topp ma nga ne doo topp yàlla ñu teg la si yoon nga ne taxawuma si yoon boobu naka ngay amee ni nga bëgg tamit loolu yëpp ay problème yoo xamante ne société bi ñu ngi koy dund beneen bi mooy bàkkaar yi aussi dafay bëree ba nga xamante ne daf ñuy yóbbu si ay guuta daf ñuy yóbbu ci ay problème yoo xamante ne duñ ci mun a génn zaharal fasaad fil barri wal bahri bimaa kasabat aydi naas loolu yëpp nekk na loo xamante ni mu ngi fees dell si société bi moo ñu yóbbee ay problème bu ñu foogee ne nag njabar moo ñu ci génne dañuy nax suñu bopp dañuy gën a dugg si kàmmu rek mais duñ ci génn surtout nag si côté jigéen bi surtout danañ ci gën a ñëwaat d'ailleurs tabarkalla Oustaz Assane Seck kon affaire njabar gisaane boobu nga xam ne léegi voilà comme ndox ak naan sànq cité nañ ay exemple mais fàtte nañ xoola xon yi wala ci làmb ji fan yii rek am na benn leader dégg nga li mu wax dafa ne 30 sëriñ la jox xaw ma la séddale xaw ma ñaata million te ñooñu garanti ni kon day gagné gis nañ fii benn jigéen wax ne mbër sàngam bu demee làmb ja day daanu moitié stade bi ñëwuñu ay supporters am yëpp parce que dañu gëm ne ndaw si li mu wax dëgg la même femme boobu xam nga man tey thème bi mooy femme yi dem di kii sama thème du tey sax femme yi koy def mais femmes yi koy def tam ñu ngi gën a bari même femme boobu waxoon na fii étudiant université ñëpp daw jour boobu mu leen avion def fii daanu ñëpp buub seen bagage daw kon du lu woyof gis nga xon bi tam ci sport bi ay budget la mais am na benn entraîneur football bu mës a wax ne moom bu ñu doon football nawetaan man ba ma nekkee xale football naa tuuti nawetaan mais dafa ni comme joueurs yi dañ ko doon wax mais yow doo ñu jox dara grand doo ñu jox dara ñeneen équipe yëpp dañ leen di jox ay affaire sangu takk affaire yooyu mu demee ba sonn ci ba mu gëmul woon yooyu bu demee ba sonn ci nee na mu doon wët butéel Evian ndox kese la ci doon def mais ku ñëw mu jox la sa ndox demal boo kii nga kii mu ne kese mu ne gars yi dem sangoo ko mu ne di gagné ay match extra gars yi nan ko xon yi ak kii mën leen seen football kese la ñu ne ko non mais grand affaire càngat mu ne ndox kese laa ci doon def ñu bëgg ne dañ koy dóor mu leen ndox kese laa ci doon def yéen a ko dugal seen bopp donc psychologiquement la mais Oustaz Assane Seck nga gis ne xoolal boo jàppee ni yaa ngi yàgg ci sa célibataire muy góor muy jigéen ñu ne la jinne moo la fat nga def examen échoué jigéen moo la fat nga nekk jigéen sëy amagoo doom 2 ans 3 ans ñu ne la jigéen moo la fat wala làmmin nga nekk DG fenn jékki-jékki ñu limogé la wala nga nekkoon ministre ñëpp ñëw sa kër mel ni dëj moo fa am naan cat moo la dugg ndax pourtant sa yaay liggéey na ko jaaxal ne ma ne laa kon yaayam liggéeyatul xanaa parce que bañ koy nommer yaayam moo liggéey bañ ko limogé dañ laa bañ kon liggéeyu yaayam ëppul doole bañ bi mais oustaz man jaaxle naa trop léegi
jeexitalu njabar yooyu doy na wax ak tamit oustaz lu tax jullit yi am vide boobu ñuy jéem a combler ci njabar qu'est-ce qui manque quel est le problème. waaw xam nga toujours mooy li ma wax sànq rek c'est-à-dire wéeruwaay mooy borom subhanahu wa taala boo demee ba jaawale yàlla ak li mu bind nag da nga am benn vide. il faut yàlla fees place bi. yàlla moo feesul suñu bët. voilà da nga dégg yàlla ak. waaw dégg naa am na góor gu ñëw Serigne Fallou ne ko bu soobee yàlla ak Serigne Fallou mu ne ko Fallou wéy mu ne ko bu soobee yàlla mu ne ko Fallou wéy pour mu bañ a àgg sax ci bu soobee yàlla ak moom. parce que dara loolu dañ ko miin. lu soob yàlla rek ay nekk. moo tax bi waa ñëwee ci yonent bi ne ko bu soobee yàlla ak yow mu ne ko diidéet. neel bu soobee yàlla kese. ndax lii xew yàlla rek ci man dara. kon foofu ak li ñuy wax gëm yàlla te bañ ko wóolu Sénégal. mu ngoog mooy yàlla feesu suñu bët ba ñu gëm yàlla ak leneen da nga koy gis sax yàlla bay sa tool boobu ni ñu ko comprendre mooy boole ci leneen xamuñu ne da ngay def li la yàlla wax nga xaar yàlla. foofu dañu ñàkk dégg sax wax ji yàlla bay sa tool mooy nekkal ci li yàlla wax nga xaar yàlla. dem xool ñu ngi tàmbalee jàngal sénégalais njabar bu nekkee élémentaire. demal examen bi gu xale dañ koy gëmloo dafa am ñaan bu ñu ci def pour nga jàll. waaw way bi ñaan bu ñu ci def pour nga jàll. xale bi du gëm ne daa war a jàng am na élèves yoo xam bu ñu demee examen du ñu abale seen bic. parce que dañuy wax bu ko kenn laal sinon doo jàll. nuyoo sax oustaz ñun bi ñuy def ay entretien wala bis boobu kenn du nuyu kenn. c'est ça loolu nga ancré ko ci xale yoo xam ne ñoo war a réew suba dañuy gëm ne ay fétiche la nga dem ba ci. dogguma la benn anecdote pour xoromal toujours émission bi. dafa am benn en tout cas gisaane kat xaw ma njabarkat boo xam ni dafa mës a wax ni effectivement moo am na ñaan boo xam ne bu la ko defalee tëfli ko sa biig boo demee examen même bu dee kenn rek moo admis yow lay doon xoola xam nga benn baram waa ju am xel xam nga lu mu ko tontu mu ne ko bu kenn admiwul nag. voilà bu jury bi amee zéro nag parce que dafa ne bu dee kenn sax moo admis yow lay doon mu ne ko bu kenn admiwul nag te loolu day am les fois moo am jury kenn du admis waaw parce que boo demee ba ci côté mbëri man am na xaritu mbëri yoo xam ne xam naa ne du ma tudd seen tur mais dañu la wax daa xam ne gars yi dañuy gas sax liggéey ci cimetière yi doon xool ñi toog ci cumukaayu mbëri sax la fa nekk maanaam bagage fa nekk ka fay toog la plupart buy jeexal day am problème ñu bëri ñu noonu ci cumukaayu mbër dama leen di ragal sax liggéey kooku bu toogee li muy gàddu yëpp noonu toog ñàng nii seen ñàkk sens mooy liggéey yu waroon ñëw ci mbër bi daanaka ci moom lay wiire ba pare nag seetlu nga dara kooku di wax ne xam na dara mais kooku xamul ne waxtu julli wala waxtu julli koy fekk yëpp da koy faat est-ce que loolu déjà rek warul tax ni ñu réfléchir est-ce que kii yàlla lay demee wala leneen voilà kon loolu muy feeñal ci société comme ni nga ko laajee effet yi day mujjee ragalloo ko am xam-xam parce que tamit boo demee ci tubaab bi soo ñëwee sax xam-xam la ñuy xool États-Unis sax soo xoolee nga ne diplôme ñu la noo defal ñu gis comme fii nag dañu la naan yow ku réussir rek ñu ne daa am sëriñ Sénégal ku féer xaalis bu ñu la adressé jaaykatu dorog ñu ne daa yor sëriñ waaw bien sûr dafa am ko ñaan ñaar yooyu dafa xam ko am ñaan voilà maanaam nit mënatul réussir ci xam-xamam ak ci ragal yàllam mais sëriñ la yaakaar. mbaa ñu ne la kii de ku ko ñaanal aay na. mu ngoog maanaam bu ñu tolloo foofu nit ñi du ñu gëmati ne yàlla mu ngi fi moo ñu yor du ñu gëmati xam-xam dañu gëm ne kon xoolal ndaw soosu dem yor alalam ba pare bëgg a wuuti ñaan sànq wax naa ko ba mañ ko fàtte yaayam mu ngi ci wetam bu nekkoon mu ngi dund. wala xaritu yaayam. justement développé ci cas boobu. mu nekkaale exemple par exemple ndaw sos nañ jël cas boobu. yàlla na ko yàlla yërëm. xare ko aljanna. man bi ma ci laajee gars yi. dama ne leen dama yaakaar ni su amoon entourage bu mu waxtaanal. ca loolu. ñu xam l'islam. duñ ko bàyyi mu dem foofu. léegi justement exemple développé cas bu mel noonu. parce que cas boobu benn cas la ci sénégalais yu bari. maanaam sénégalaise bu nekk. am nga projet. am nga foo bëgg a jëm. dëgg la am na tam loo ragal mu gàllankoor la. léegi justement ban message ngay joxe wala cas bu mel noonu par exemple bu doon yow admettons. ndaw soosu bu ñëwoon ci yow ne la man de fi nekk nii dama bëgg ubbi benn magasin. mais daal xam nga rek làmmiñ nag yu mel noonu. comme sànq da nga wax sëñ Fallou. moo tax may tuddaale exemple boobu ñu may jox ne dafa mës di tabax dara xaw ma daal lu mu doon tabax bi yànj gaaw et cetera. mu jékki-jékki mu ne kooku na bàyyi noonu ba ci kanam. moom daa wala sëñ Ablaye. dëgg la nee na bu mu yàgg taalibe laaj ko ne ko mais liggéey bi baaxoon na am solo kii nii mu ne waaw xaat laay bañ. xaat ma ne pare na xaat. pare na xaat mu ne wax boobu. moo tax mu ne waa ji bàyyi tuuti après nga indiwaat liggéey.
léegi kon soxna soo par exemple jox ñu def benn analyse islamique ci lan moo waroon nekk comportement. su ñëwoon tey ma xam ko moom nekk conseil exemple. maa ngi fàttaliku li Serigne Fall waxoon ci cas bi ma wax sànq sax waaye dafa ñëw ne ko bu yàlla wéyee ak yonent ba. mu bëgg a bàyyi Serigne Fall ne ko Fall wéy kon ñaan yi bu ñu wéyee ma wéy. kon bëggul bàyyi boppam foofu. léeg-léeg bu yàlla ak yonent ba wéyee yow yaa nangam. kon yàlla bu yëg yonent ba kenn desatu fa. la ko ñoo lay jox cër boo xam boo xamul sa bopp rek. mu ngoog da ngay teel a te ñooñu parfois mag ñi ñu xamoon seen bopp lañu musuñu nangu kenn boole leen ak yàlla. foofu mu leer ci suñu histoire. kon kooku ñëw tey lan mooy xew entourage am boobu nga ñaanoon fekk ñu xamoon dara ci diine ñooñu ñooy njëkk am problème parce que boo moytuwul ki ko conseillé ci ku ko jege la. jógal ci sa bopp. demal ñaan lu ji malheureusement fi muy ñaan lu ji xam ko. kon yaay. parce que c'est sûr que am na ñu mu waxtaanal. wooy mënu ñàkk muy xarit wala muy. jëriñaale wala loolu laa tuddee entourage. voilà te yaay ñaanam. xamoon na ne yaay moo fort ci doom ci ñaari côté yi. yaay mën na móolu doom mu yàqulu ba faw. mën na ko ñaanal mu baax ba faw. effectivement yonent bi nee na bu leen móolu seen doom yi buy dëppoog waxtu nangu ñaan. yàlla da koy nangu. moo tax léegi nga gis sa doom nga ne ko di nga torox. moment yi mu toll waxtu nangu ñaan sa doom torox. yaay moo soor après na nga jàpp ne dañ koo bañ wala dañ koo liggéey. dañ ko càkk sa làmmiñ sax yaa ko muulu yaay la yàlla may doole googu benn moytu leen ngeen di moolu seen doom yi bu tombee waxtu nangu ñaan yàlla da koy nangu. maa ngi fàttaliku benn texte xam nga fu ma ko gisatee. yenent bi wax benn waaye na wàññeeku dellu Madina. parce que dañ doon dem ci yoonu jihaad dafa moolu woon kii bi. fas bi wala kii bi. gëléem bi dafa xawoon yéex. mu móolu ko su bokkul ma yow yonent ne lu ma dégg. mu ne ku móolu mala du ànd ak ñun dellu. voilà waxuma la nit imaam sax lu mu wax oustaz li nga wax ni. am na benn histoire bu ñu ci nettali. ku jigéen benn femme d'affaires commerçante la am xaalis fu nekk lay tukki di ñëw. mu jëndoon benn vase bu cher. si pays peut-être asiatique yi genre. léegi nag doomam di foo di daw di foo ba daaneel vase bi toj mu ne ko yàlla nga damm. léegi nag bàyyiwu ci xel dafa mer parce que vase bi dafa cher. ñu toog ba quelques années plus tard xale bi jàng na mag na nekk na ingénieur en bâtiment muy liggéey benn jour rek bâtiment bi daanu si kawam. yaay ji dañ ko oo wax ko rek xelam dem automatiquement si lu mu waxoon xale bi mu xam ne ñaan boobu moo nangu. muy toog nag di jooy di jéggalu di ñaanal doom ji mu ngi en commun. ba yàlla may ko mu wér mu jàngale ci loolu yaay dafa war a bàyyi xel bu baax a baax ci lu muy wax. effectivement parce que ñaan bi bu nangoo la day indi ni mu fooree foofu noonu la fooree ci beneen côté. muy yaay ci ñaan. maanaam maa ngi conseillé ñëpp laa wax ngay DG di président. parce que fii ñun ci politique bi sax la xërëm bi gën a bëri. politique bi boo woyofoo bopp dee yow. woyofal bopp dee nga. mais yàlla jabarkat fii ñu ngi dugal leen ci ay kër. di leen fayal ay mois. seen lekk lépp di leen fa fekk si. effectivement parce que rek benn kuy wut nguur wala ku bañ a ñàkk nguur. moo leen woo di leen liggéey loolu. effectivement te ñun xam nañ ci dara lu bëri. parce que fii moom Sénégal la bi ci topp yaay jooju ma dellu ci moom may conseil képp ku nekk ci projet. yaa xam DG nga wala ngay yor télé yaa xam loo yor dee leen dem sukk ci seen kanamu yaay ñu ñaanal leen. loo bëgg réussir ci àdduna imaam daa yomb ki ñu nekk ci biiram juróom-ñeenti weer. attachement bi ñu am ci moom kan moo ko am ci ñun xanaa balaa sëriñ bi di la soxla sax wala réew mi fekk sotti nga. sa yaay day sonn ci yow ba nga nekk DG. sëriñ bi ne ci kër gi nga bokk. nga jékki saay sonn ci yow ba nga nekk dara réew mi bëgg laa nangu ci sa loxo yaay. kon nañu bàyyi yaay xel boobu ndax histoire Uways al-Qarani dafa jaroon fàttali fii lu gàtt la ma tënk ko. Uways yonent bi moo toog Medinatu Munawara di wax saxaaba yi ne di ngeen daje góor googu tudd Uways dëkk Yaman dëkk Qaran. te bu ngeen ko gisee na leen ñaanal. nit la si nitu aljanna. voilà. Uways musul gis yonent bi yonent musu ko gis. te nee nañ lu tax musul gis yonent bi Yaman ak Medine ak Makka frontière ndox la. saa u daan jóg pour seet si rasul yaayam day feebar mu faf toog. fi nga gis ku yaayam feebar mu bàyyi ko fi dem ci sëriñ ba jox ko xaalis ba. bàyyi yaayam ordonnance waaw dem ci gisaanikat ba jox ko bàyyi yaayam ordonnance. mu ne saa u jógee pour jël si yonent seet si yonent bi yaayam feebar mu arrêté. mu toog muñ ak gis yonent bi nu mu neexee. nee na yàlla fay ko ca loolu baax ba mu baax ci yaayam ba mu jox ko nangub ñaan. waa ji ci boppam de yàlla may nangub ñaan faf. waxuma la yaayam feebar bu ñu yoroon genre dermato la. dafa tane ba des benn place ci mbagg mi tanewul. yonent bi jox leen signe yëpp
ne la bu ngeen dee ak moom ñaan leen dana ñaanal Abubakar ñëw na ci xilaafa gi 2 ans 6 mois wër Uways ba sonn gisu ko ba Omar ñëw su délégation Yémen yi ñëwee day laaj ci ana Uways kenn du ko faale mën naa am góor gaa ngi fi kenn yàlla faale baaxee ko loolu quoi. Omar li tax mu am sens def na pratiquement 10 ans et 10 ans. quelques waaw Omar da daan ñëw ci moment aj bi mu naan afikum Uways afikum Uways nii mu jaral ko. voilà muy wër moo Omar en tant que benn xalif benn jamono da benn waay gis ko ne ko am na góor gu ñu àndal daal kooku boo ko xoolee sax tam nga dénk ko say daal la maanaam mu ngi ko xeebee misaal la ko jox Omar ne ko anamu mu dem fekk waa ji toog Omar ne ko asalaamaaleykum mu ne ko yow yaay Uways mu ne ko waaw yaa dëkk Yaman mu ne ko waaw yaa dëkk Xaran mu ne ko waaw yaa baaxoon ci sa yaay nga feebar ba am feebar bu la daal tànn nga ba des na place ci sa mbagg mu ne ko waaw mu ne ko yonent bi dafa waxoon fu ñu la gisee ñaanal ñaanal ma góor gi ne ko déet Omar dékk la ko góor gi ñaan mu bëgg ko defal neexal ci gouverneuru Yaman bi xëy na genre récompense la rek mu ne bàyyi mu boole gouverneuru Yaman Uways ne ko boo ko jéemee doo ma gisaat Omar yaakaar ne waaye day caaxaan dafa dem direct la ji loolu gisaatul góor ga benn mu faatoo kon dafa nekkoon inaperçu te yaay ma ko may kon yaay for na kon projet yi nañ ko delloo yaay bàyyi sëriñ si mais nag oustaz da bien sûr loolu kenn mënu ciy dindi benn virgule mais li ma xaw a jaaxal nag mooy que ni ban yaay aussi parce que tey ji yaay yu bëri fii ci Sénégal ñu baal ma ak ku ko war a wax ñoom seen bopp ñooy wax seen doom bu jigéen ak seen doom bu góor demal defaru ji wala ànd ak moom sax wala def pression sociale ci koo xam ni bëggul dem foofu ci turu sax ak waajur boo demul danaa la mere très bien kon tamit yaay ban la aussi yaay bu xam diine aussi voilà yaay jooju dañ ko gëmlool boppam moom ci boppam bu jàng woon dara sax maa ngi rappelé wu yaay njëkkee li ñu daan def yàlla li ma sonn ci kër baayu xale yii yàlla sama doom yi tekki nit day def tawassul bil amali salih jàng nga ko jëf yu rafet yi nga def ñaan la pour yow soxna Fatima imam cameraman yi wala technicien ku ci nekk mas ngaa defal yàlla waale nga nag ci ñiy jéem a diingat naan liggéeyu ndey kon liggéeyu ndey am na fu mu nekkee dëgg mooy liggéey bu rafet te yàlla tax sa waajur boo ci ñaanee yàlla may bañaka loolu tawassul da ngay dem saxiixul Buxaari yonent bi doon nettali gaa yi doon taw safurlaa doon dox ca taw ma ba dugg ci xunt wa xeeroo fatt leen ñu war a dee ku nekk xalaat loo doon defal yàlla pour xeer bi dañ waxuñu kenn de yàlla defal naa la lii su nekkee nangu nga ko na xeer bi dañ ñoom ñett ñëpp kon liggéeyu ndey nit mën na cee ñaan yàlla yaay mën naa ñaan ci liggéeyam kon yaay jooju comprendre ba tee doom ne ka muy wala ci sëriñ bi moom moo gën a porté ku nekk ci doomam pour mu ñaanal ko mu tane waxu ñaari façon sëriñ la am na sëriñ boo xam ne sax yow da nga jébbalu ci moom mu lay jàngal voilà waaw kooku ñaanu ndey sax waaw parce que ñeneen dañuy buxaa boobu waxuma nga jege leen mais sëriñ bii nga jàpp ne sax laa wax da nga jébbalu ci moom ñaanu yaay moo gën a foor bosam yonti moo ko wax yonti moo ne ñaanu ndey moo gën a foor parce que ginnaaw jaamu yàlla yaay la teg ak baay kon loolu du hasard kon yaay jooju dañ koy conseillé ne ko na wóolu boppam am na lu mës a defal yàlla na ci ñaan yàlla bu làkkee séeréer yàlla dégg na bu làkkee alpulaar yàlla dégg na bu làkkee joolaak njaago yàlla dégg na kon ñaan bi soxlawul sax mu doon arab yaay booy danaan li ma sonn ci kër baayu xale yi yàlla bul toroxal xale yi kenn du ci torox këmal yàlla kon kooku imaam ñàkk gee xam ak tiit loo ko nag ak ñàkk wóolu boppam parce que maa ngi dégg Jibi Jaxate keroog benn débat mu ne ku gën a xumbale bagage la ñuy gëm waaw boo ñëwee réparé katu rajo bi nga fekk fa rajo yu yàqu yu bëri da nga naan waa ji daa aay boo fekkee benn rajo nga ne waa ji aayul te mën naa ki nga fekk benn rajo ci place moo gën a aay ki rajo yu wër kon noonu yaay dañ koy bàyyi di dem ci keneen tabaarkalla te am na sax xam naa bu ñu desee tout ci temps ñëwaat gën a sax jox nit ñi ay orientation ci ko am ay projet ci l'islam nooy def ak boo ragalee loru ci yenn yi nooy def mais ñu ñëwaat ci Sanogo ñëwaat ci docteur Sanogo def na benn audio encore pour ñu gën a ñëwaat ci lu tax jigéen ñi mel na ñoo gën a yittewoo am engouement jëm ci seeti gisaanekat yi lu ne di leen ci fekk nag comme ndeysaan lii nga xam ni bakkan bu rot mais am na yeneen yu leen ci fekk yoo xam ni dafa doy waar man jigéen ñëw na ci sunu juma taxaw ak man di wax bay jooy dafa demoon ci kenn pour yàqal nit dara daf ma ko avoué carrément mu ne maa ngi ciy jéggalu yàlla mais ba mu ñëwee kooku daf ko jox ay mbir ne ko na nga sangu ci lii indil ma bëy bu ñuul nangam léegi nag mu ñëw mu ne ko jàllal ci ginnaaw nga sangu bu mu demee ci ginnaaw waa ji fekk ko foofu ba ko siif allahu akbar te loolu jigéen ñu bëri ñu ngi koy dund ak njabarkat te duñ ko wax fenn parce que xam nga lu tax parce que bi ngay dem comme tàggoo sa jëkkër
tàgguwoo sa mbokk da ngaa yilif sa bopp et cetera doo ko mën a jooy fenn parce que boo nee ne fay laa demoon waa ji bëgg ma def nangam dañ naan ay yow da ngay dem foofu da nga dem fa moo tax jigéen ñu bëri am na yoo xam ne sax duñ ko sañ a wax te pourtant ñu ngi koy dund parce que tout le temps ñu ngi dem ci ñooñu léegi ñu ñëwaat ci docteur Sanogo ba xool deuxième audio boobu ci côté jigéen ñi lan mooy expliquer ñu gën a bëgg affaire njabar ak gisaane. waaw jàngat biñ ci bëgg a def c'est vrai constat bi mooy jigéen ñi ñoo gën a fes mais je dis tout de suite sans embâche que góor ñi dañ koy def jigéen ñi dañ koy def mais il est vrai que ci li ñuy gën a am ci ay tegtal mooy ñun jigéen ñi lañ gën a xam ci ñi koy def ñoo gën a fes maanaam mais il n'est pas dit que ñoom rek ñoo koy def parce que léegi góor ñi sax ñoom tamit am nañ ci taxawaay bu rëy mais suñu dellu see ci lan moo tax véritablement jigéen ñi ñu leen ciy gën a dégg njabar mooy loo xam ne ñi koy ngar daajoo dafa am lu leen tax a jóg mooy des postures de compétition et de concurrence rawante xëccoo ainsi de suite te ñu jàpp ni ci fi muy gën a feeñee ci mbiru kujje te ramification yi ñëw ba ci doom yi ñëw ba ci njaboot yi ñëw ba ci donc jigéen ñi ñoom dafa am benn omnibulation bu nekk seen biir bopp bi ci njëkk mooy suñu amee jëkkër buñ ko bokk ak kenn suñ ko bokkee kenn na leen gën a bëgg su fekkee ni également malheureusement dem nañ pour ñoom ba bokk ko kenn aussi ñoom na leen féetewoo ba luñ ko wax mu def luñ ko tere mu bàyyi te njabarkat yi loolu moom mooy comme on dit seen spécialité maison mooy li ñu gën a mën a gëmloo nit ñi mooy dinaa fexe ba sa jëkkër bëgg la dinaa fexe ba sa wuju jël ay dàllam dem yoonam dinaa fexe ba dëddale ko ak jëkkëram carax bii ma yóbbu ko Mali bii ma yóbbu ko Guinée ñoom ñaari carax yi sànq tasewuñu ñoom ñaar donc loolu mooy seen spécialité maison mais également aussi mu am benn élément d'explication bu ñu mën a joxe mooy fii Sénégal comme jigéen ñi ñoo gën a mën a moyen jàng alxuraan ñoo gën a moyen jàng école donc forcément ñoo gën a moyen yeewu donc pour nga gëm loolu leen mbir yu mel noonu dafa yomb trop ci ñoom parce que amuñu yenn niveau élevé yi parce que doo fekk ay professeur d'université yu jigéen nga leen di gëmloo loolu ñu koy gëm mais tey soo xoolee taux d'instruction d'alphabétisation bi jigéen ñi ngay gis ni seen bos moo gën a dem ci suuf aussi bien ci wàllu diine que ci wàllu xëy na jamono maanaam li ñuy wax jàngum tubaab mais ku mel noonu moo gën a mën exposé wu ci ay stratégie ak ay procédés de manipulation ñoom boo leen doon nax 100 milliards de fois xam nga lii dalal seen xel loolu la ñuy gëm te ñële j'ai l'habitude de le dire je dis même que quelque part c'est des psychologues ou des sociologues populaires am nañu daal benn sorte de procédé boo xam ni xam nañ nuñ koy defee ba ki ñuy waxal dina leen gëm ba suñuy génn foofu jafe-jafe buñ fa indi seen xel day mujj dal te loolu nag mooy seen spécialité maison dana la jox lu tax nga am bayre sa jëkkër gën la bëgg yéen même su ngeen doon ñeent yow li nga ko wax moom lay def d'accord sa wujju yi yow yaa leen di féete kaw ñoom ñu féete suuf alors thème yooyu nga xam ne nii njibarkat yi moom la ñuy aborder dafa bokk ci les préoccupations quotidiennes des femmes beneen bi ci topp mooy xaalis ñëpp xam nañ ni xawma yeneen pays de manière objective penchant bu jigéen ñu Sénégal yi am par rapport ak xaalis waaw loolu nag moo leen di pousser aussi am naa benn projet est-ce que mun naa ñëw rapidement nga defal ma génn ci ma voilà mais beneen bi mooy jigéen ñi ñoo gën a yéwén ci tàlli ci joxe xaalis ci jox la or ci jox la sëru dënk ci jox la sëru njaagoo ci jox la voilà ne la bañu ma ci ba telle chose jigéen ñi ñoo gën a am libéralité boobu ci joxe weexal voilà li ñoom ci seen expression weexalu jigéen moom moo gën a spécifique moo gën a amaana am solo parce que ñoom xam nañ ni par rapport à la clientèle c'est du marketing kiy jënd kiy fay lu gën a cher la soxla kiy jaay ki fay lu gën a cher la soxla te ñoom jigéen ñi marchandise bi nga xam ne nii njabarkat yi moom la ñuy jaay ñoom moom lañ bëgg
njabarkat yi aussi njëg bi jigéen ñi di fay boobu la ñu soxla donc moo tax par rapport à la clientèle beaucoup plus une clientèle féminine la ñu am mais même góor ñi fay dem sax généralement ils sont introduits par leur sœur par leur mère ou par leur épouse mais dafay reposer wu waat encore ci nécessité wu ñu jàngalaat jigéen ñi ba ñu am niveau diine bu sori mais ba ñu am aussi niveau intellectuel bu sori su boobaa ñoom ci seen bopp dinañ rendre compte ni am na ay limites ak comme on dit démarche rationnelle wala démarche cartésienne boo xam ne nii ki jàng am na loo soo ko bëggee dugal ci boppam du logique ci moom d'ailleurs soo jàngee tuuti pour ay affaire u njibar ak ay affaire u seetkat yéen ñaar du ngeen juboo parce que tout le temps question yi nga koy posé dafa nekk ay question yu koy agacé parce que daf naan la ah kon wóolu woo ma parce que dafa am koo xam ne nii esprit cartésien mayu ko mu dégg danaan la ah su fekkee ni nee nga telle chose ak telle chose ak telle chose kon lu tax defoo telle chose ak telle chose ak telle chose d'abord mi ngi commencé ñoom ci fi ñu leen di fekk léeg-léeg nit ne la mun naa la waaw may nga am R+3 nga ne ko kon ah mais loolu su dee loolu la yow lan moo tax aussi kon nga dëkk fii ci néegu ñax bi automatiquement ça l'énerve mais esprit cartésien boobu moo la ci yóbbu moo tax jàng baax day moo tax nga dégg wala fi di wax ñàkk jàng ay réer la arab yi di ko tuddee jaahiliya réer moom soo ko xasee ba def pour ñu takk sa bakkan ñoddi la jëlee la ci leer yóbbu la ci lëndëm dafay yomb trop moo tax enjeu wu jigéen ñi aujourd'hui au Sénégal c'est d'abord ñu jàng diine mais ñu jàng école suñ ko defee rek kenn du leen mën a tee nax ci ay léeg-léeg nga gis kenn mu bind aaya boo xam ni jox la ko ne la waaw telle chose fekk li mu fa bind du sax aaya mais yow mënoo koo lire mën na cee bind sax ay saaga jox la ne la demal sangu mais ban niveau nga am pour mën ko comprendre mais il faut reconnaître que ci réew mi jigéen góor ñi lañ gën a may chance ñu jàng ci diine ba sori jàng ci école ba sori que jigéen ñi donc forcément jigéen ñi la ñuy gën a nax te comme procédé bi aussi li ci ëpp dafa nekk ay procédés yoo xam ne ay procédés naxaate la ak njublan donc forcément ñooñu ñoom ñoo ciy gën a périr. tabarakallah yaakaar naa commentaire bi jaroon na bàyyi ñu déglu ko ba mu jeex wax dëgg yàlla justement Fatima Ba gis nga docteur Sanogo li mu wax ci wàll boobu lan moo sabab jigéen ñi gën a sawar ci mbiru dem ci gisaanekat yi ak njabarkat yi effectivement léegi man dama bëggoon wax ci tënk ne problème bi fan la nekk dëgg-dëgg moom am na solution bu mu ci joxe mais peut-être que yéen am nga lu ngeen bëgg a compléter wala sax ngeen bañ a ànd ak moom ci analyse boobu mooy que problème mu jigéen ñi dem ci gisaanekat yi njabarkat yi dëgg-dëgg lan la parce que est-ce que góor dafa gën a mën a gëm yàlla que jigéen parce que nature jigéen moo tax jigéen du wóolu yàlla ci nature am en tant que jigéen alors que góor ci nature am moom day gëm yàlla wóolu yàlla te loolu yaakaar naa bu demee woon noonu tam danañ ko gis ci téere yi ak yu mel noonu wala est-ce que kon bu dul du nature jigéen mais kon société bi ne moo yaree jigéen ak am fu mu ko tëjee yu mel noonu ba am jigéen yu muy ragal wala lu muy yaakaar yoo xam ni yaakaar na ni ci yooyu rek nga ko mën a lijjante mais mënu koo lijjantee feneen léegi Fatima yow jigéen nga ba pare jàng diine ba pare aussi intellectuel nga kon yow tamit Sanogo li mu wax noonu ak man question bi ma posé lan nga ci commentaire li ñu def ci temps bëriwul nag mais nga joxe ci dara. waaw c'est vrai lu mu wax effectivement dafa logique parce que jigéen ñi en général ñoo ci gën a mën a dem ci lu leen ci yóbbu tamit gis nañ ko surtout wàllu kujje gi te pourtant Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu wax si dëddale ñaari nit rek nee na bu fekkee ne jël nga initiative dëddale ñaari nit nga dëddale ko ak borom këram par exemple jigéen ak borom këram yow xeetu aljana sax du la xeeñcu. waaw dogguma la parce que jigéen bi da ngay gis jigéen boo xam li mu koy layalee danaan man defuma dara diggante ma kële mais damay def rek pour mu gën maa bëgg. te fekk pour mu gën laa bëgg fokk mu jéppi kële. kon dëggale nga ko indirectement. si loolu la nag donc foofu da ngay xam ne da ngay gis ignorance day dugg. al jaahiliya boo xoolee wàllu njabar léppam jaahiliya la ñàkk xam kese la. parce que nit ki bu fekkee ne xam nga rek wóolu nga sa bopp dafa am yu bari loo xamante du la ci fekk beneen bi mooy société bi aussi. parce que je me dis par exemple tey jii Fatima Ba du wax mukk tey doomam nañ ànd ci gisaanekat bële mu sangat la wala nangam pourquoi parce que sa jaar-jaar ak sa jàng. te tey jii Fatima Ba yaayam ak papaam sax suñ ko ne woon kaay
demal ci njabarkat ba moom dana am argument yu muy waxtaan ak ñoom si. ci yar ak teggin mais parce que kon finalement kon jàng diine bi presque daal mooy solution mooy non diine bi moom jàng diine bi problème yu bari tey ñu ngi si ñàkk xam suñu diine moo ko waral loolu moom si lu gën a waral ñàkk xam diine daal moo ko waral léegi nag beneen bi mooy société bi tamit dafa am nu ñu mépriser jigéen à tel point que dañoo vulnérable ñoom seen bopp dañoo faible à chaque fois dañuy daw di wuti fu ñuy làkkoo wala di wuti ay doole parce que parfois jigéen ñu teg leen loo xamante ne àttanuñ ko mais yow tamit day fekk ni nga faible si côté yépp nag jigéen boo xamante ne dañ koo préparé jàngal ko xamal ko mooy kan ak jigéen nu mu amee valeur nu mu fooree nga xam sa bopp lu bari du la ci fekk mais bu fekkee ne société bi tey dañoo teg jigéen lu mu àttanul gis nga sànq imaam mu ngi koy wax ñu bari dañuy wax ne liggéeyu ndey añu doom comme ni ñu koy léebee wala sa ndey liggéey na mais naka la ban mooy liggéeyu ndey est-ce que liggéey bi ñuy foog moom mooy liggéey bi est-ce que xale bu tekki mooy am ay millions am ay xaalis am ay oto am ay R plus loolu mooy loolu mooy tekki pourtant am na koo xamante ne doomam yàlla may na ko xam-xam boo xamante ne mun na ko texel àdduna ak àllaaxira mook ay mbokkam loolu tamit texe la donc c'est-à-dire que société bi ñoo gisee tekki neneen mais ñoo gisee tamit liggéey neneen moo waral jigéen ñi tey ñu gën a sonn mais bu fekkee ne jàng nañu suñu diine ñu xam lan moo ñu war jigéen xam lan moo ko war en tant que jigéen doo sonn léegi imam ki nga xamante ne jigéen nga yow ni ngay soloo neexut yàlla ni ngay doxalee neexut yàlla nga ne tey damay liggéey sama kër borom kër damay togg di yàq ak di bale di passé te fekk yow li ngay def yëpp neexut yàlla liggéey boobu lan la mën a apporter war nañ koo seetaat donc pour ñun société bi baax il faut jigéen ñi baax bu ñu defarul jigéen dara du baax ndaxte jigéen mooy lépp léegi nag moo waral tey yàqu-yàqu yi bari parce que jigéen ñi seen bopp ñoo réer complètement koo xamante ne yow yaa waroon a toog ñaanal sa bopp ñaanal sa njaboot boo jógee di dem si ko wuti feneen xam nga ne loolu ñàkk xam la bu fekkee ne yow yaa ngi xam teg nañ la si yoon bi boo yeewoo xam nga kat su ma yeewoo ñaan bi laa war a ñaan lii laa war a jàng nga tàggat ci sa doom bu magee loolu lay magaale bu ko defee dana am ngànnaay yoo xamante ne bu ëllëgee moom lay yore di ko ngànnaayoo te lan mooy ngànnaayu jullit silaaxul mu'min addu'a wa silaaxul mu'min donc ñaan moom mooy ngànnaayu jullit bi jigéen bi si boppam loolu lañ ko war a préparer loolu lañ ko war a jàngal xamal ko mu nekk ci ñu bari na naxante suñu bopp ñu bañ a réerante te fu mu nekk ni société bi en général kenn ku nekk sa kiiw bopp ngay xool nan laa ko mën a waxeeti sax yow sa intérêt bopp ngay xool kenn ku nekk intérêt boppam ngay xool en général góor ñi seen bopp dañuy xool seen intérêt bopp rek ñu seetaan jigéen ñi nanga ma nekkal sama kër nangam ak nangam mais pourtant yow li ngay sàggane foofu moo gën a am importance mooy nañ yar njaboot bi d'abord njaboot yi buñ ko yaree rek lu lépp day baax moo tax it lan moo ñu yóbbu si njabar ñàkk a xam moom mooy premier li nga xamante ne mooy yóbbu nit ñi beneen bi mooy boo xamul nag doo xam fooy teg sa tànk wóoluwuñu yàlla xamuñu lan moo ñu war donc moo waral ñuy dem si njabar si njabarkat yi ñuy def ay njabar te bu ñu xamoon ne loolu apporté wuñu dara defaluñu dara bu ko defee dañuy noppalu fan la ñuy dellu si yàlla tabaaraka wa taala te moom mooy maye moo am te moo mun lépp nag bu ñu delloo ci moom rek mbir yi baax kon nag nañu jéem a xoolaat daal nan la ñu mën a yaraatee njaboot gi ñu jàng suñu diine xam fan la ñuy taxaw fan la ñuy teg suñu tànk pour ñu mën a delluwaat ci siraatal mustaqim tabarakallah d'accord mais Oustaz Assane Seck gis nga sànq docteur Sanogou comme ni mu ko waxee am na fenn fu mu wax daal ne su jigéen bi jàngee diineem bu baax ba mu leer ko te tam bu nekkee intellectuel ci wàllu njàngu tubaab kenn du ko mën a dugal ci yooyu je ne suis pas très sûr que noonu la demee parce que tey jii am na jigéen ñu bëri ñoo xam ni ay intellectuel lañ mais dañuy dem ci yooyu bu baax a baax waaw ay jigéenu cadre waaw ñoo xam sax gën a bëri kon dafa mel ne kon day gën a dellu daal ci ñàkk a xam diine plutôt que rek ci xam àdduna ak nekk intellectuel mais léegi Oustaz Assane Seck Fatima wax na ko am na ci loo xam ne sax daw na yaram parce que li mu wax ne waaw quelque part mooy kon fotu góor ñi parce que quelque part góor ñi ñoo tëj jigéen ñi ci ay couloir yoo xam ni ñoom tam bu ñu jaaxlee gëlëm après ñu ne bon ñun nu ñuy def léegi am naa doom nan laay def ba mu réussir amaguma jëkkër nu may def am jëkkër am naa jëkkër mi ngi takk benn wujj nan laay def ba du ma bàyyi du ma abandonné ñun góor ñi dañuy abandonné jabar et cetera voilà kon dama koy reconnaître loolu au nom des hommes ci cadre boobu effectivement kon yow ñun suñu àq ak jigéen ñi
est-ce que rafetal nañ ko ba jox leen seen wàccuwaay ci diine ba ñu mën a xam li ñuy xam ba nga xam ne kuy def leneen fekk au moins outillé nañ ko ci l'islam et que moo tànn leneen voilà. effectivement c'est vrai damay gërëm professeur xam nga boo def ko sociologue il faut nga am nga nekk psychologue tuuti. voilà te loolu ñaari xam-xam yu mënul sore wala. selon ni ñuy am tuuti ci xam-xam boobu. donc on est spécialisé wuñ ci li Fatima dama ciy ñëw damay fàttaliku benn moment benn xale bu jigéen fekk mag yaayam côté expression bu Dakar ville la. xale bu jigéen woon ma benn papier boo xam ne dañ ci def ay xaatim. mu ne naa ko xoolal lan la yaayam def fii c'est-à-dire lan la am problème dafa bëgg benn xale bu góor dafay ragal yaayam da koy dëddaleeg moom. gis nga. mu bëgg ma rassurel ko li nekk ci papier ya ko yàlla jox yaayam jox. gis nga bi mu waxee mën ko non lii amul relation ak kenn koo bëgg. gis naa liñ ci bind carré yeeg tout ça mais amul relation lu ñu roog dalay yàqal diggante ak xale bu góor bi mu doog a dalal xel jël fooy bi. gis nga comme moom yaayam dem na xamul li ñu ko bindal xale bu jigéen bi xamul li ñu ci bind mooy li professeur wax buñ la bindaloon ay saaga ne la sangoo sa nga dem sangoo ko. te gis nga rapport bu difficile boobu entre yaay ak doomu jigéen. waaw gis nga conflit boobu ñu am te lu ko indi c'est-à-dire nu ñuy gérer mbëggeel. voilà surtout mbëggeelu adolescente. loolu naa ci def tamit incha allah xale bu jigéen bu toll ci bëgg. kooku soo ko géré wul ay waajurum lay njëkk a cookil parce que ni ñu ko war a conseiller orienté ko ak may ko liberté mu bëgg te encadré ko. voilà dañ ci am problème yu dul jeex ñun. donc loolu yëpp encadrement bi la. c'est ça voilà comme yaayam. parce que yaayam waru ko dëddaloo ku mu bëgg. lu daf ko war a plutôt conseiller. ne ko est-ce que ki nga bëgg mën na ànd ak yow est-ce que nangam naan plutôt ko naa ko. dëddale ko ba convaincre ko. voilà c'est ça te loolu dañ ko manqué. imaam nga baal ma loolu laa doon wax sànq sa éducation bi gis nga sa doom boo ko éduqué comme il le faut doo leen mës a réeroo. da ngeen di nekk ay complice da ngeen di waxtaan tout le temps saa yoo ko waxalee dara dana xam ne kii daf maa bëgg sama xarit la moo tax mu wax ma lii mais bu fekkee ne ñun tey du ñu jege suñu njaboot amuñu complicité boobu ak suñu njaboot donc problème day am. waaw xam nga la plupart ñu ko waxee yaay sax mooy yóbbu doomu ci sëriñ bi. c'est ci côté yu bëri. moo ko yóbbu xëy na mu bëgg a dëddaleeg kenn. wala wax naa ci moom ba mu dëgër bopp da nga ko dëddaleeg moom. wala mu dem pour ñaanal ko ñu gën a booloo yooyu yëpp sax mën nañ ko liggéey ci kër gi. ci complicité diggante yaay ak doom. en plus ma dénk doom yi ñuy teel a signaler ñi ñu bëgg. que doo bëgg benn xale bu góor ba nga yëf yi sotti nga ñëw di ko déclarer sa yaay fekk yëf yi du sotti. mais parce que dafa fekk doon ñu waxtaan ak moom ba mu mën a wax loolu. effectivement moo tax gis nga bu ñu revenir ci li imam wax. li Sànn ko wax. li rassurer jigéen ñi du nekk intellectuel. dama lay fekk si. du nekk parce que intellectuel moo bi boo ko doon firi man pour man boog intellectuel maire bi caaf gerte sa intellectuel la parce que am na xalaatu caaf gerte gi ba du xëm du saf xorom li ngay xel la maanaa intellectuel mu ko comprendre rek. université fii amoon na fi scandale. benn njabarkat. benn prof université dem fa. mu tuddal ko beneen prof bu fa ñëwoon pour moom. waaw xam naa loolu. man damay xam ay nit ñuy liggéey ci mbir mi ñu ne ma. andi naa benn soxna ci sama xarit pour mu ñaanal ko mu ne ma am na ku jaar foofu ngeen liggéey fii pour ma yàqal kii. voilà ba tey tudduma turam. te dama ko doon yóbbu pour mu ñaanal ko rek. léegi foofu boo ci ñëwee homme politique yi ngay wax ak femme politique ay intellectuel lañ. mais ñoo gën a ñeme sëriñ bi ñoo gën a ñeme sëriñ ñoo gën a ñeme sëriñ ba ci palais bi ba ci seen ministère yëpp dañ koy def te pourtant intellectuel. maa ngi rappelé loolu doyul quoi. am naa xarit bu nekkoon fële percepteur la mais dafa xëy suba tel fekk waa ji sotti ay saafara buntu bureau. voilà te dañ ko yónni kon li génnee nit ñi jigéen ak góor laay wax ci mbiru buxaaba mooy jàng diine. jàng diine rek la boo ko jàngee mooy ci ngay ràññee xam nga tubaab amul xaraam ak lu dagan logique lay demee. waaw tubaab logique la am mën na am logique am dëppoog diine mën na am logique am ba dëppoog diine nag moo am logique boo xam ne mooy bu borom bi subhanahu wa taala mooy ragal yàlla bi d'abord bi ngay am du xam-xam kese de imaam da ngay jàng ragal yàlla parce que nit am na xam-xam te ragalul yàlla. kon ragal yàlla laa njëkk conseil parce que xam ne dem ci kii mu wax la nga gëm mën nañu la toog 40 jours loo julli duñ ko nangu. kooku ku julli bu ko xam doo dem sax. du lu ko jaral di wax. voilà wala nga toog 40 jours yoo xam ne loo liggéey yàlla du ko nangu kon doo dem. ñaar ba mooy résultat yi mooy dafa négatif mooy li mu wax parce que tamit il faut ñu nangu benn affaire il faut ñu bokk góor loolu la yàlla wax ci alxuraan bokk góor mooy lan mooy équilibre monde bi dañu ne imam femme yi nekk ci monde bi. maak yow ak suñu technicien ku ci nekk boo amoon 4 jabar jigéen dañuy des. kon faaw ñu yaatal géew googu bañ a bokk boobu dina tax nit jóg dem liggéey bañ a partager ñun ñëpp boo moytuwul taalibe Maodo lañu wala Bamba wala keneen. nañ ma wax kër Bamba wala Maodo
ban soxna nga jàng ci soxnaam yi ñu yóbbu seen wujj yi ci sëriñ amul. dañu toogoon te góor yàlla yoroon ay soxna yu bëri jur njaboot bi barke. parce que déjà rek kenn su ñoom du génn dem te tàgguwul borom kër. voilà te pour nga dem njabar foog nga fen ko. wala nga bañ koo tàggu te voilà ñaar yooyu du la jaral dara parce que jàngal nañ la ci diine ne loolu baaxul. te seen soxna ya dañu jaar daara. ba pare doon rek la seen mbir julli ñaar rakkaa guddi soxna yi. Fatima yow sax jàng nga soxna yi may déglu bu nga amee te problème lu tax ñu naan la bu ñu la joxee can. mën nga caa jël jënd ci sër boo xam ne mën nga caa woddoo di julli wala bokk le jour que ñu jox la ko nga jënd sajaada pour boo amee problème ñëw ñaanti yàlla dañ ca delluwaat seen can yi denc lañ ko jënd ci sajaada saawu kër gi yëngatoo nga dóor ñaari rakkaa yàlla rek la ko doo bouger mètre loolu gëm sa bopp la ak gëm lislaam kon loolu faw ñu bàyyi ko xel kon amul mucc xeexu famille dama naan amul gagnant ñëpp perdant lañu waaw yàqale sa jëkkër yàqal sa wujju sa doom yi ñuy njëkk am problème encore am na ñoo xam ne du ñu laale ci kër gi ndax problème mu liggéey benn chauffeur ànd naa moom jóge bi di ñëw Dakar xam nga lan la ma wax chauffeur bi mu ne ma bu ma wàccee liggéey sama jabar tegal ma reer maak mu mooy bokk sinon du ma lekk ma ne ko pourquoi man damaa ragal mu def ci saafara mu ne sama jabar voilà mu ne sama jabar dama ragal mu def lekk bi saafara waa ji xam naa Fatima li tas kunu alquran ne yéen da ngeen ñu war a dalal léegi ñun suñu demee ba naan suñu lekk seen lekk dalal kon sëy amatu fa te waa ji li ma sif maa ngi naan sama xel boo matu dafa sif sone femme bi sax da koy tere am ñaareel ma ne ko loolu jarul nga bañ a lekk sa jabar kay bu lekkul lekkal ne am na ñaan yoo xam ne lekk bu ñu def posan boo ko ñaanee nga lekk ne cocc yonent bi jàngale na ko bismillahi xayril asma bismillahi rabbil ardi was sama lekk boo tiim wax ko la ca lore du la laal bismillahi xayril asma bismillahi rabbil ardi was sama attention feeñal nga benn secret kon tam góor ñi seen bopp seen ñàkk xam diine mooy tax ñuy ragal jigéen ñi effectivement di leen liggéey ak yooyu parce que amoo wuti yow amoo ñaan dama ragal mu def ma lii dama ragal mu dugal sama chef njëganaay boo amee taw hit dëgg war nga xam noo koy réglé voilà mu ngoog nga réglé ko parce que tamit toog sax waxtaan ak moom carrément fexe ba dindi loolu ci boppam parce que mënoo ko tere bu ko bëggee def bañaka waaw waxtaan rek moo mën voilà jigéen pexem xalul ci góor voilà confiance kon convaincre ko ba ngeen yéen ñaar def ngeen am tawxiid rek mooy solution mais moom mënoo ko tere mu def li mu bëgg a def boo fa nekkul jigéen pexe moo xajul ci góor bul ñaan yàlla sa jabar am pexe contre yow parce que ñooñu moom yonent bi waxoon na ko sax këram bu daan yëngatu ndeysaan en tant que suñuy yaay du woon yii nag daaw ñu tuurante diwlin de ak acide déedéet amoon na fiiraange Aïcha xam nañ ko Aïcha ku fiiroon la maa ngi rappelé wu yonent bi nekk na néegam Umu Salama yónnee fa benn palaaw lekk yaay sa toj palaa bi tëj ko yonent bi ne ko nañu sauver li ñu mën a lekk mu ne yaay sa feyal plat bi loolu mooy maandu tamit ak lu ma ko gën a bëgg yëpp wax na ko dëgg te tamit góor ñi nañu bàyyi bañ a yemale seen jabar yi parce que day tax bëre ndaw si jóg di wuti sëriñ gis nga voilà yooyu yëpp a ngi ci way boo gënat lee soxna yi ndaw si day wuti sëriñ li Fatima wax sax parce que Fatima dafa critiquer góor ñi et je pense qu'elle a raison parce que dafa ne non góor ñi seen bopp ñoom ñoo tañ ci jigéen ñi ci ay situation yoo xam ne ñoom tamit ñu daw di wuti voilà solution boo xam ne bu ñu leen tàncul woon du ñu wuti ji loolu voilà yemale leen rek boo leen yemalee ñoom ñooy ruus a jóg sax di defi na nga leen yemale parce que yemale leen yonent bi jàngal nañ naka lañ ko yemale koo gënoon bëgg bu mu feeñ ci joxe bi gën a bëgg moom da ngay jur doom sax am koo ci gën a bëgg mais bu mu feeñ ci joxe bi la góor ga waxoon dafa tukki woon jamono ñëw andi ñeenti jabar andi ñeenti dërëm am ñeenti jabar ñu toog di lekk rek xaw ma kan mooy gën a sob ci soxna yi aw bi la war a ñaare bi Fatima ñi gën a sob en général waaw ku muy doon xam naa léeg-léeg awa yi Fatima du ñu mën tontu non d'accord ku ci gën a sob daal jóg ne waa nijaay léegi dañ ko wax ku mu gën a bëgg na leen nijaay wax ku mu gën a bëgg ci ndab li ndeketee nijaay ba mu ñëwee ci biig ba dafa ñëw ca néegu awa ba ne ko tukki bi dërëm rek laa fa jëlee dimbali ma bu ko kenn xam yaa njëkk ci kër gi ma jox la ko bul wax bul nettali mu jox ko dërëm bi dem ci ñaareel bi def ko noonu ñeenteel bi dërëm bi rek laa jël léegi bi ndaw si di laaj nijaay koo gën a bëgg mën leen neex naa rek la mu ne ka ma joxoon dërëm ba ñëpp joxoon nañ leen dërëm voilà ka ma joxoon dërëm bu nekkoon kenn la rek musiba am na kon nit diplomatie day laaj góor am ko ci kër dafa am góor yoo xam ne nag seen fiita naaw bu ñu gisee ku rafet rek fàtte nañ ko fa nekkoon loolu xam nga jigéen dañu la ne lu mu rafet génération yi ñoo koy dàq kon il faut nga def ndànk ne yëf yi du taar moo ñu yore yitteel ci jigéen mooy jaamu ci yàlla su ko defee nag boo ko abandonné te mu gis ne deful faute
moom tam mu jéppi la. mu wuti pexe mu dem wuti pexe. Voilà. pour gis ne voilà. te yàlla xool wala sax mu jàpp ne beneen jigéen moo tax nga abandonné ko. loolu la ñuy et que wax tayoo ko. day mer. waaw mu day mën na jàpp ne sax yow ku baax nga. waaw et que lii tayoo ko. voilà mu fax boole la ak wujjoom yëpp pour waaw. écarter leen li waa ji wax ne dàll ba Mali dàll ba bu almaa ñaari dàll yi ñu taaxale da lay dëddale ba sa kër tas te nag comme woyof nga yow ku góor ki amoon ñaanam da lay gaaw a jàpp ku protégé wul ñaan jàpp la de nañ ko bàyyi xel il faut nga protéger sinon ñaani jàpp la te tamit xam nga jinne yi ak tooñ xam nga yéen a ma gën a xam foog naa xadis bi wax ne waaw. boo tooñee rek. ñaan bu ñëw dëpp la waaw du'a u mazlum day nangu mustajab waaw mustajab waaw yàlla daka naan la am soon na ko wala baada xiin naa la rek la sa mbir léegi kon li ñu koy tëjee foofu mooy waaw. na góor ñi maandu toog te jàppalanteeg jigéen ñi Aywa. ñu yemale leen su ko defee kër gi du am benn buru te pexe jigéen xajul ci góor dañ ko ñaan yàlla bu yàlla xoor ci Qur'an yàlla wax ci Qur'an ne inna kayda hunna azim mu ne wa kaana kaydu sheytaani daifa yàllaa xool pexe seytaan mu ne néew na kàttan mu xool bu jigéen mu ne daa rëy la maam Maajoor Siise waxoon nag bu Ndar dafa waxoon ne yàlla moo xool jigéen ca temps yonent ba bi kër yonent bi yëngatoo jóge ca xare ba wala boog yonent bi joteeg ay soxnaam ca jamono ci question Maria boobu mbirum lem ba xam nga yonent bi dafa daan ñëw yàgg néegu yaa Maria toujours Aysa ak Xabsa daal di fiir kompaloo ko ba Qur'an wàcc yaa ayyuhan nabi li ma tuharrimu maa ahalla moo tax bi aaya bi àggee bu ngeen ko meree fa inna Allaha huwa mawlaahu wa jibril wa saalihul mu'minin yàlla nee na ñaari soxna yi bu ngeen contré rasul maag moo may far malaaka yi jibril Maajoor Siise nee na ban doole la jigéen am ba yàlla am armée bu toll noonu waaw pour contrer leen kon nag nga xam ne. mu ne yaa Xabsa ak Aysa bu ngeen contré nabi maag moom dañuy far malaaka yi far ak moom wa saalihul mu'minin maam Maajoor Siise nee na nag ban doole la jigéen am ba yàlla gàddu armée bu nar a jàkkaaru jigéen comme jigéen bu dalu rek kër gi du dal tabarakallah kon c'est une belle conclusion. gis nga am na beneen troisième audio bu docteur Sanogo defoon mais du xaj ci temps bi. boo xam ne dafa doon ñëw rek encore ci solution yi. te ma gis ne indi ngeen ko. li ma déggee ci seen waxtaan fañ koy tëjee. mooy boo seetee ba seet daal. comme question bi ñun côté femme lañ ko doon xoolee. mais c'est pas que dañu cibler jigéen ñi wala xeeb leen. wala ñàkk leen jox cër surtout mais surtout par rapport ak presse bi li mu indi woon ci wàll boobu. mais kon daal dañu gis ne yéen da ngeen conclure ne intérêt ñëpp mooy jigéen ñi seen bopp ñu gën leen taxawu ci ñu jàng seen diine xam ko. mooy intérêt jigéen ñi seen bopp intérêt njaboot bi intérêt société bi intérêt góor ñi intérêt ñëpp. je crois que loolu mooy conclusion bi nga xam ne kon luñ fa war a def rek ci programme ci jàppale leen nañ ko xeeb. je crois que loolu mooy conclusion bi nga xam ni foofu wiiri tamit foofu ngay dellu si waat nañu gën a outiller jigéen ñi ñu gën a xam seen diine su ko defee problème bu ñëw dañoo nekk ci célibataire lu yàgg amuñu jëkkër wala dañu am doom bëgg mu tekki wala dañu ragal wujj wala que dañu bëgg dem Dubaï ñëwaat te accident du leen ci dal wala nangam ak nangam loolu yëpp ñu xam nuñ koy régler ci diine du loolu ngeen wax tabarakallah kon yàlla na yàlla def tawfiq nañu jokkoo nit ñi jox leen ñaan yi waaw loolu laa bëggoon wax imam nga may ma tuuti rek ñaan lépp loo xamante ne wax naa ko sànq dund doomi aadama étape bu nekk am na ñaan buñ fa war a def depuis bu muy juddoo boo juddoo war nañ nodd sa nopp ndeyjoor ñun li xam si beneen nopp ba daf lay aar parce que Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne seytaane am na benn jigéen boo xamante ne iblis am na benn jigéenam boo xamante ne Ummu Sibyaan lañ koy wax moom lay yebal xale yu ndaw ya donc foofu lañ koy tàmbalee ñu gëm ne ñu gëmee suñu diine ñu jàng ñaan yi ñu war a ñaan étape boo xamante ne toll nañ fa rek ñu ñaan boobu listixaara boo koy def mooy yaa ngi tànnaloo yàlla ci li nga bëgg def nii bu baaxee yàlla na la ko yàlla defal bu baaxul yàlla na la ko yàlla soreel loolu mooy listixaara mais pas ne damay dem si diw sàngam wala damay defi nangam loolu daf ñuy yóbbu ci ay erreur donc bu ñu jàngee suñu diine muy ku jigéen muy ku góor étape bu nekk am na ñaan bu ñu war a def heure bu nekk am na ñaan bu ñu war a def booy génn sa kër booy dugg booy lekk booy naan ba mu jeex donc duñu mus a am problème nañuy muslu di ñaan yàlla di aar suñu bopp di aar suñu njaboot lépp mu ngi ci alquran masha Allah tabarakallah mais dama ci dolli rek ne étape bu nekk am na ñaan et cetera mais oustaz mais c'est-à-dire que pour man du rek sax étape bu nekk am na ñaan donte woon ñaan c'est vrai mais tamit comportement bu mu àndal. waaw ñaan ak ma jox comme moo tax sànq bi ñu doon jox exemple ndaw soos ma ne la c'est vrai que ndaw soos mënoon na toog déjà def listixaara moom ci boppam bu ñu ko xamaloon du dëgg mais am na par exemple comportement mooy ñan la waroon waxtaanal par exemple parce que ñàkkul mu waxtaan ak koo xam ne moo ko ne boo demee seet waa ji jox ko nangam est-ce que waroon waxtaan ak d'abord waajuram bu góor buy dund
ak waajuram bu jigéen ak borom këram bu fekkee mi ngi am na borom kër. kon moo tax ma ne ñaan bi ak comportement. ñan nga war a déglu. ñan nga war a di waxal say projet. bu amee lu la jaaxal sa diggante ak sa jëkkër aussi est-ce que waroo d'abord waxtaan ak moom. ci li la jaaxal. kon tamit kon dañu war a boole am na ay genre comportement ay taxawaay. ak maintenant ay ñaan yoo xam ni. mën na xam nga nangu ñaan du ci parole yi sax yenn saa yi. léegi technicien yi ñëw nangu micro. nangu ñaan état la xoolal Fatima nangu ñaan état la nit la. da nga fooy toll rek yàlla nangu sa ñaan. dina dépendre ci parole yi mais état la am na fooy toll ba yàlla yëg ne jox nga ko sa bopp rek. mu nangu ñaan gis nga tam dimension boobu. état la nangu ñaan état la. voilà il faut nga wóolu yàlla ragal ko. état maanaam du ci parole yi da ngay def ñaan daal wax ko sànq doo mel ni la neex ba pare naa ñaan sama njaboot. état la moo tax yaa ngi jëw yaa ngi rambaaj yaa ngi jël alalu jàmbur li ngay dundee lewul. exemple mu ne soxla dara ba pare nga am na nooy toogee say comportement wala sax ngay kañ yàlla di tudd yàlla mu yàgg rek yàlla fajal la say soxla fekk yow sax eggoo si ñaan ba kon donc comportement dafa am solo ci dundu doomi aadama. imaam xam naa damay profité rek dama am suma famille ñu wàññeeku maa leen di jaale mbokk yëpp suñu nijaay Arnaud Diop mooy doomu maam Njànku quoi ci côté lébu gi xam nga dañu xaw a nekk séeréer ak lébu en même temps suma jarbaatu papa Malick Diouf wàññeeku na ak sama yeneen maam mais feebare leen yóbbu yàlla fay leen mucc nañu nag ci yëf yi ba yàlla yóbbu leen ci leneen ak képp koo xam ne yaa ngi fi Issa tamit di ko moom suma jëkkëru benn sama xarit magam jëkkëram la mu ngi dëkk cité ñu jaale leen ñoom ñëpp képp ku ñuy déglu rek waa Pikine waa Sébikotane ziar naa leen ñëpp. man nag damay xaar sama yow Oustaz Mor Thiam sama baaba. ndeysaan Oustaz Mor Thiam waaw. Mor Thiam est-ce que xam nga Mor Thiam lu ñu boole. mooy denc sama cousine. sama jabar la nangu moom nag sama papa la. sama jabar la nangu xaar bu ma fekk foofu aram mu ngi koy nuyu maa ngi nuyu aram neex na ma trop maa ngi nuyu aram koy faral di topp suma doom bàjjen lay denc. kon tabarkaan ñu ngi jaale ñëpp di ñaan borom bi mu sëmbatal yërmandeem ci képp ku faatu te it mu saafara képp koo xam ni yaa ngi ci feebar moo xam ci feebar bii ñuy wax Covid moo xam beneen feebar ñaan ko mu fànqal ñu feebar bi may ñu nawet bu naat di leen remercier encore bu baax a baax Fatima Ba sama beneen maam nag rakku maam Ibra Ndoye dafa bàññeeku ku jigéen la jaale naa ko suma rakku maam la maam Ibra Ndoye rakkam waaw moom tamit yàlla fekk waaw kon nag lii moo doon seen thème la femme le charlatan et le fétichiste ñu leen di jox rendez-vous ci beneen càmbar wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Càmbar si diine sur